asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu ku nekk turam ak santam di leen dalal comme ni ñu ko faral di def fii ci i rajo ITV bi mbas mi commencé ba léegi bëccëg bu nekk daañu jël ñaari waxtu indi fee kàngam waxtaan ak ñoom ci mbiru mbas mi ku nekk nag ak fi la yàlla féete ak sa spécialité parce que mbas mi comme ni ñu ko waxee fu mu laal daa bëri laalul rek mbirum santé waaye dafa law ba laal économie laal affaire de culte laal dundin bi laal fépp ci àdduna loolu moo tax gis ngeen ci àdduna bi fépp taxaw na léegi nag démb nag njiitu réew mi jël na ay mesures yu mu jël ci loolu mooy ci mbirum mbas mi jël na maanaam nee na Sénégalais léegi képp ko xam ne da ngaa faatu bitim réew ci mbirum mbas mi fekkee loolu moo la yóbbu état bi joxe na autorisation indiwaat koor yi fii couvre-feu bi xamante ne pardon 6 heures du matin la woon 20 heures la woon ba 6 heures du matin léegi yóbbu nañ ko 21 heures ba 5 heures du matin maanaam 9 heures si guddi ba 5 heures si suba si maanaam ci liggéeykaay yi horaire de travail maanaam ñi waroon liggéey léegi 9 heures la ñuy liggéey ba 16 heures parce que beneen 9 heures la woon ba 15 heures léegi ba 16 heures lay doon maanaam ci fu ñuy war a jullee muy maanaam juma muy église muy feneen fu ñu jaamu yàlla ubbi nañu maanaam fu ñu war a jullee ak ñooñu waaye dañuy waxtaan ak njiitu religion yi maanaam njiitu maanaam jàngu ji ci fépp waxtaan ak ñoom ci loolu ba mesure ñu war a jël ministère de l'intérieur daa toog ak ñoom waxtaan nañ nañu war a defee démb gis na sax Aly Ngouille Ndiaye nee na ci biir mosquée yi fukk ak ñaari nit la ñu war a xool la ñu war a waxtaanee ci nekk ci mosquée yi loolu xam naa ci waxtaan yi xëy na daan ci ñëw ñoom ñu xamante ne ñoo ŋànk lieu de religion yi ak yooyu waaye église bi tamit waa Thiès gën nañ benn communiqué démb ñoom nee nañu dégg nañu li nguur gi wax waaye dañuy waxtaan seen biir ñoom tamit xool naka la ñu mën a ubbee seen jullikaay yi ci ay concertation ci maanaam njàngale bi le 2 juin bii di ñëw école yi dañu maanaam classe examen yi CM2 troisième ak terminal ñoom daañu commencé waat jàngiwaat ci école yi te dañuy désinfecté école yi tamit xool nu ñu jàngee ñu xool yeneen classes yi dañu continuer def cours ci ay plateforme ak yooyu université yi tamit daañu ubbiwaat te waxtaan nag concertation ak académie yi ci maanaam njaayum marché yi ak fi ni ñuy war a dem dañu ubbi juróomi ñaari fan ci semaine bi maanaam 6 jours 7e jour bi dañ koy jël def ko désinfection maanaam nu ñu raxasee masque yi maanaam marché yi tamit luuma yi tamit daañu reprendre service waaye luuma yi bu ñu reprendre service seen biir gox rek la ñuy reprendre faram fu ñu doon jaay fekkee luuma Linguère la waa Linguère rek ñoo fay nekk ci seen luuma du am encore demalante ñaari dëkk yi te dañu génn 10 millions de masques joxe ko nit ñi gratuitement ci mbirum transport bi te ñi nga xamante ne ñu ngi woon ci Dakar fii war a dem ci dëkk yi war a béy parce que xam nga hivernage bi léegi mu ñëw ñoom tamit dañu xool naka la ñu mën a jàppee ñooñu jàppale leen pour ñu mun dem def seen liggéey loolu mooy mesure yu ñu jël loolu moo tax na tey ñu am mbégte di dalal suñu studio bi imam Oumar Diène nag mooy président association des imams et oulémas du Sénégal muy secrétaire général des imams et oulémas du Sénégal nekk ambassadeur des imams auprès de l'église muy président conseil consultatif DIH moom tamit mu nekk maanaam kàngam ci maanaam ci mbiru médecine parce que prothèse dentaire la loolu tamit xam ngeen ne boo bi mbas bi commencé ba léegi ñu doon defar prothèse dentaire ñu doon defar ay mbirum bëñ yëpp ñoom dafa mel ni seen liggéey daa taxaw ñu jëlaat tamit kii di Mame Samba Mbaye mu chef de département de biologie végétale ci université Cheikh Anta Diop Dakar xam ngeen ne mbas bi commencé ba léegi ñu ngi wax ju bëri ci mbirum garab buy war a faj yooyu ci gàncax yeeg yooyu artésimia coowal baa ngi fii ak lu ñu war a tamit dugal ci maanaam médecine traditionnelle pour xool naka lay mun a dimbale pour lu ñuy faj nga xamante ne moom mooy feebar bi coronavirus ñu ngi leen di dalal di leen sant di leen wax bisimilah ci studio i rajo ITV Imam Diène ci la ñuy commencé président dem na jël ay mesure démb waaye mesure bu gën a faar ci loolu ci wax ji bëri woon na fi coow li bëri mooy ubbiwaat jullikaay yi déjà ban appréciation nga am gum ci loolu bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi salallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay nuyu Alassane Samba Diop di nu nangu sa invitation di nuyu tamit auditeur u i rajo ak téléspectateur am yëpp di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa réew mi décision bi président jël décision bu egsi ci fi mu war a egsi la
bon jàngat bi xaw na diis parce que dañu nekk ci biir yoon boo xam ne ñu ngi koy dox te jeexagul ñun xamuñu ndegam feebar bi dafa jeex moo tax mu jël ko xamuñu ndegam peut-être économiquement aussi Sénégal dafa loof moo tax ñu jël ko xamuñu tamit ndegam nit ñi dañu tonk ci toogaay beeg tëraay bi moo tax ñu jël ko li ci am ba am daal mooy jamono toll na foo xam ne war nañu xoolaat suñu bopp ndax feebar bi jeexagul ci li ma ko xamee. te it xamuñu ndegam ay gën ci pic bi ndax amuñu ci maîtrise te feebar la boo xam ne gisaguñu garab gu koy faj directement. yàlla baax na am na ñu ci wér ñu bari Sénégal tamit yàlla dimbali leen ba bakkan yu bari rootagu ji yàlla na fi am te seega du jóge ci suñu réew comme président de la République nag moo ilif réew mi te moo gën a am ay renseignements dina ci waxtaan ak ñu bari pour mën a jël yenn décisions yi mais bi mu ko jëlee tamit xam nga doo jël lu ne dina am lu des mooy gis nga ne bi ñu waxee ne dañuy ibbi jàkk yi ñëpp ànduguñu ci bi ñu waxee ne dañuy ibbi jullikaay yi église bi tamit jël na ci benn position ndax tamit ñun ñoo nekk responsable socialement nit ñi culturellement et religieusement moom peut-être décision bi mu jël décision boo xam ne la jël nañ ko mais loolu temps bi moo ñu koy won le temps est le meilleur juge pour ñu mën a apprécier situation bi. mais il faut aussi ñu am lu ñuy wax le sens de la mesure de l'événement c'est-à-dire il y a eu beaucoup de pression est-ce qu'il fallait céder il fallait pas céder est-ce qu'il faut trouver des solutions intermédiaires pour ñu mën a catalyser suñuy xalaat yëpp ak yëpp mu fi ne ko defar benn concocter ko defar benn situation boo xam ne dañuy war a def peut-être un peu de sondage ba xam fi ñu ci toll fu ñu ci jëm ndax war na ndax warul ndax lu metti yàggul tëju bi li ñu tëj jàkk yi terewul ni ñaa ngi julli man bi ñu tëjee jàkk yi ba tey maa ngi julli arrêté mu julli parce que dañu tëj jàkk yi comme julli nañu sant nag te nit ñaa ngi julli nañu xool aussi loo xam ne moo gën ci population bi bu ñu ko def rek ndax fii def nañ ko wala fële def nañ ko wala lii def nañ ko te distanciation bi ñu wax baax na peut-être civilement mais religion bi am na nu mu ko tëralee woon donc dafa am ay yoo xam ne paramètres yoo xam ne maîtriser guñ ko ci affaire bi te dañ doon dox jeexagul ñu dugaat ci beneen rythme donc foog ñu xoolaat nu ñu koy analyser nu ñu koy téye pour mun ci def ndax comme dañuy wax ministre de l'intérieur dina ci oote dinañu xam lu ñuy wax ndax décision yi ñu jëloon ñoo ko jëloon ensemble mais li am ba am nag mooy fi mu nekk ñun xamatuñ fuñ ci toll arrangé na nit ñi parce que nit ñi dinañu génn tëju dafa metti ñàkk it dafa metti te it nit ngorom la am te nit dafa gaaw a jaaxle bu xamul lu muy doxi ëllëg te réew mi ñëpp amuñu ñi ñàkk ñoo mën nañu wax sax na ñoo ëpp fuuf ñi am mais dañoo xamatul ci ban situation la ñu nekk ñuy ñaan yàlla suñu borom rek mu génne ñu ci situation bi ba nga xam ne ci nettali lay nekk. professeur Pape Samba Mbaye yow scientifique nga. te xam nga ne coow li bari na ci feebar bi ñaa ngi constaté ba léegi feebar baa ngi yokk chaque jour bu ñu génnee communiqué bi ñu gis ay contamination yokku na ak yooyu te coow li am tamit ci seen boor yi waa scientifique yi ci mbirum garab. bi ko war a faj. ñu wax artésimia war na ko faj. coow li Madagascar génn garab. ba monde bi yëpp di ko wax. Sénégal artésimia am na fi yow si biologie végétale ngay liggéey. est-ce que garab yooyu. coow li ci am. pour yow mun naa indi dara pour Afrique pour suñu réew yi. waaw jërëjëf Alassane ñoo ngi lay nuyu di la sant ci invitation bi di nuyu imam di ko sargal di nuyu bépp auditeur ak téléspectateur yi média yi di kontaan ci laaj boobu ndax ñun ay scientifique lañu université la ñu nekk ñu dénk ñu fa département bu biologie végétale. mu am coow lu jóg ci mbas bu fi ñëw alors coow li bi mu jógee nag dañu war a xool ndax coow li tegu na ci yoon ou pas coowul plante médicinale coowul fajum cosaan maanaam boo xoolee Sénégal OMS nee na juróom-ñett fukk yoo jël ci téeméer dinañ ko utiliser ci Afrique dinañ ko jëfandikoo di faj ci faju man sama jàngit bu ndaw ma xool ne boo xoolee Sénégal maanaam boo xoolee téeméer nit koo jël daal mës na ko utiliser mës na ko jëfandikoo pour faj ci ab jàngoro walla gàttandu ci beneen jàngoro donc muy loo xam ne jarul coow suñu maam yi suñu cosaan yëpp utiliser na ko am na yu si bëri yoo xam ne prouvé nañu ne am na njëriñ donc muy élément bu njëkk boo xam ne moom la ñu war a xool
deuxième bi mooy ñu indi nag coowul benn ci ñoom mu ñu tuddee ko artémisia nga xam ne du garab boo xam ne Sénégal la cosaano donc dañ ko jëggaani mu jógee feneen am na ñaari xeet artémisia annua nga xam ne mu ngi jógee fële ca Chine ak artémisia afra nga xam ne moom mooy bu Afrique bi coow lu bëri amoon ci balaa mbas bi di ñëw ñu doon wax ne artémisia dina faj li di sibiru ay scientifique def ci ay gëstu am ñoo xam ne nee nañu dina ko faj OMS jël dogal ne bu ñu ko utiliser ndax moom yaakaar na ne dafay indi ay résistance dafay indi wax na ay waxam alors léegi nag mu doon ñu mbas bi ñëw ñu transposé ko ci di paludisme indi ko ci virus te ñun scientifique lu ñuy suñu métier di laaj mooy gëstu balaa ngay dëggal mbir te fu mu toll mbas mi dafa doy waar boo xam ne laajul làmbatu boo moytuwul loraange lay mujj jur parce que askan bi dañuy jaaxle ba loo wax rek surtout bu jógee ci làmmiñu kilifa bu ñuy yaakaar ci science dañ ciy daw jublu ci te loolu mu doon loo xam ne war nañ ko xoolaat bu baax ci loolu daal dans un premier temps moom mooy les éléments yoo xam ne war nañ ko ci wax mu deuxième kii bi mooy am na ay opportunité comme ni nga ko waxee fu mu toll nii njiitu réew bi ko njiitu réew Madagascar waxee woo na ko ba ñoom ñaar ñu jokkaloo mu mel na njiitu réew bi reconnaître na utilité wu plante médicinale yi utilité wu médecine traditionnelle muy di ay brèche mu koy tuddee ci tubaab yoo xam ne ñi yëngatu ci pajum cosaan bi war nañ ci mën a utiliser pour avancer suñu cause bi pour que nit ñi nga xam ne tey ñi ngi ci Afrique nit ñi nekk Sénégal mën gestu seen wet xool fa leen di faj ci njëg lu bëriwul loolu yaakaar naa scientifique yeeg médecin yeeg ñi nga xam ne dañ koy utiliser médecine traditionnelle war nañu toog nag lëkkaloo bu baax a baax ngir wut si ay solution jërëjëf Alassane. Imam mbas mi kenn amagul lu koy faj xamaguñ ko te lu muy lawee daa bëri te lu muy reyee daa bëri ubbitee mosquée ak yooyu indi na coow lu bëri am ñu xamante ànd nañ ci. am ñu xamante ñu xalaat nañu réew mi organisation ci biir mosquée yi problème la ndaxte mosquée mënoo téye nit ne kii du kii day génn nuñ koy mën a organiser parce que gis nañu feneen dañuy def genre distanciation physique 1 mètre ak 1 mètre yooyu waaye Sénégal nu ñu mel ak nu ñuy fonctionner ci biir mosquée yi dañuy yaakaar ne xëy na dina am problème pour mesures yi ñu appliquer ko. dina am problème parce que organisation mosquée dafa jafe xam nga bu ñu demee ba ne 12 personnes rek ñooy dugg man su ma amee 12 personnes en tant que imam ku nekk bu ko dugal te mosquée amul invitation les premiers venus ñooy jëkk dugg jëkk installé wu donc surface yi ni mu toll distanciation bi dina jafe logistique bi ci war parce que mesure d'hygiène yi ko war a accompagner avant pendant et après amaguñu logistique boobu matériellement pour mun ko def du ay masque rek wala ay ndox yu ñuy raxasoo rek wala ay kii parce que jàkk yi amuñu sax cuuraay yi ci ëpp pour xeeñal jàkk ji donc jàkk dafa laaj loo xam ne investissement humain boo xam ne volontariat boo xam ne bénévolat boo xam ne nit ñi rek ñoo kiy barkeeloo ko di ñu koy wax di ko def mais léegi nag c'est un autre problème parce que gérer mosquée bi ne 12 personnes rek ñooy dugg c'est très difficile parce que quartier bu am 300 wala 400 fidèles yoo xam ne régulièrement dañuy ñëw ci mosquée bi boo leen ne 12 ñooy dugg toujours imam bi dina ci am problème wala bilal bi wala responsable jàkk ji nga xam ne mooy gérer jàkk ji d'ordre général parce que imam moom bu ñëwee place am c'est assuré mais les autres parce que kenn ku nekk day foog mu wane ne maa gën a sama ngëm yàlla daal ci biir jamaa ji wala ci jàkk ji laa koy gën a yëgee loolu moo andi pression bi. te boo naree ñëw indi ku nekk indi sajaada. andi sajaada sa bopp parce que tapis yi mu nga ci julli. wàcc si benn virus. loolu moo gënoon tax ñu tëj parce que soo ñëwee à l'aube wàcc ci virus bi dem boo ñëwee dans un autre truc à 14h doo fa nekk keneen moo ñëw julli sa place ramasser virus bi yóbbu këram joxe 17h keneen ñëw ramasser yóbbu këram joxe parce que endroit yi à tout moment day changer te loolu dafa laaj étude bu difficile la malheureusement on n'a pas été consulté ou préparé à cela ni nag lu ñu la waajalul boo ci ñëwee di nga am cacophonie bu difficile kan mooy jënd eau de javel yi kan mooy jënd lii kan mooy def lii est-ce que les maires vont nous assister
est-ce que le gouvernement va nous assister gouvernement bi lu muy mun mooy may ay masques. décision yi nga xam ne peut-être le sous-préfet wala le préfet moo koy jël en général day yéex a ñëw. parce que day xaar instruction xaar lii ba mu ñëw. les gens demain vont devenir à partir de mardi ne nañ ko ibbi. ñun ce matin les gens ont tapé à la porte pour qu'on ouvre la mosquée ñu julli. tey di ah oui parce que dañu nodd. bu ñu noddee les gens ont prié dehors parce que danañ ibbi nañ jàkk ji ils n'ont pas l'information à 100%. dañuy def ne dafa am réticence. ils s'étonnent même que l'imam ne soit pas venu. mais c'est pas encore le hop du départ n'est pas encore donné. comme dañu war a reconsulter le ministre de l'Intérieur qui est le ministre du culte. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Comment ils vont accompagner les mosquées? Comment ils vont faire? Logistique bi ci war a ànd naka lay demee ku koy jënd ku ko ci joxe. Est-ce que c'est le maire? Est-ce que c'est le sous-préfet? Est-ce que c'est le gouvernement même qui va le donner directement ou le ministère de l'Intérieur? On ne sait pas encore. Le nombre de personnes yi ñu wax ne 12 personnes ça va nous amener des problèmes parce que 12 personnes jàkk mënoo limiter nit ñi doo ne diwooy dugg wala diwooy dugg parce que boo ne on est à 10 suma goro dee ñëw suma ndiyaay ñëw suma maam ñëw dañuy portable ñoo ne ñu ngi ci mbedd bi il faut ñu dugg te nit ñi dañuy julli ci jàkk yi ba ci mbedd bi surtout temps wu koor gi les problèmes vont commencer pour les mosquées. parce que am na ñu ko doon xalaat est-ce que warul am concertation d'abord ak religieux yi ba xam yan mesures dañuy jël balaa ñuy ubbi jàkk yi. loolu moo waroon ñu préparer ñu d'abord parce que l'église gis nga moi je suis ambassadeur des imams auprès de l'église. L'église n'a pas été informée de prendre des décisions sur ça. Donc ils s'abstiennent en attendant. Beaucoup d'imams aussi m'ont appelé pour dire qu'ils vont s'abstenir ba xam ci lan la ñuy jëm ak lan la ñuy def parce que wax ji dafa jeexagul ki dafa gi moo wax boole ñu ak kenn kooku lan la ñuy wax lan lay décider te jàkk ji l'imam c'est la personne morale de la mosquée. Ce qui est arrivé récemment à Kaolack ou kii mooy arrivé waat parce que nit ñi doone kenn du fi julli nañu tëj mbedd mi nañu tëj jàkk ji wala doy na fees na lii mënul nekk. Parce que on va pas dans une mosquée on donne pas de ticket. Qui vient qui arrive qui rentre qui prie qui repart. Est-ce que aussi dañuy continuer di def ay wasifa est-ce que dañuy continuer di def ay xadara est-ce que on n'a pas été préparé. On a été pris de court on a été surpris mais matériellement moralement on n'est pas encore prêt parce que on était dans une logique de confinement pour éradiquer la maladie mais maintenant on recommence sur d'autres paramètres et la donne a changé et l'heure est très grave ça n'a pas il y a beaucoup plus de contamination et autres qui s'en suivent donc il y a beaucoup de gens qui vont préférer rester à la maison que d'aller à la mosquée. Il y a des imams qui vont fermer leur mosquée que de l'ouvrir pour permettre la propagation de la maladie. Donc on n'est pas encore prêt. docteur yow scientifique nga. bu ñu jël décision yi. yu mel nii est-ce que dafa laaj comme gis nañu feebar bi nu muy lawee ak nu muy contaminer nit ñi ak nu muy wasaaroo ci réew mi parce que moment bi ñu nekk nii dañu sentir que maladie yi gën a yokk te ñu ubbi lieu de culture te moment boobu lañu doon wax ñu bari nañ xam na dafa xam mën paradoxe bu feebar bi di yokku ñu ubbi ay lieu de culture xam nga day indi ay rassemblement te rassemblement yi feebar da koy bañ. waaw loolu dañuy mën a arrimer wu rek ci suñu njiit yi. xam nga ñun ay jullit lañu naam waaye suñu kilifa yi ñooy imaam yi. donc si seen waaw la ñuy topp naam nguur gaa ngi fi ñun suñu yaakaar mooy balaa muy jël décision boo xam ne dafa jëm ci religion ci diine ci suñu représentants yi. dañu war waxal ba xam fan la ñu war a jublu ak mbir mi. En tout état de cause boo xoolee mbas bi fi mu toll nii tiit nañu trop ku tiitul amul parce que loo xam ne dafay wàllaate bi doo xam foo koy jëlee loo xam nu muy demee dafa démb ñoo ngi ci 177 cas xaw ma tey fan lañ jëm. xaw na doy waar mun na nag mbirum diine xam nga mbirum diine raison tënku ko. am na ñoo xam ne ñoom pare nañu. pour braver lépp parce que ñoom seen ngëm foofu lay toll dañuy wax ne bu ñu demee ci jàkka ja peut-être seen gëm-gëm. dina leen permettre ñu dem julli dinañ yaakaar ne duñ fa jëlee mbas duñ fa jëlee dara. texte religieux yi réglementé nañ ko wax nañu naka ngay def ba nga xam ne war nga mën toog sa kër te doo ci am bàkkaar te doo ci am yeddaange l'islam. donc loolu yëpp dafa laaj concertation. donc il faudrait que
njiitum réew bi nee na am na ñu mu consulter am na ay experts yu mu consulter mais concertation mooy yor lépp ci àdduna. bu fekkee da nga bëgg jël décision da ngay xool ñi nga xam ne ci seen xam-xam màcc na jëm ci loolu ñi nga xam ne ñoom dañu leen ko dénk nga mën toog ak ñoom waxtaan. Comme ça di ngeen xam fi ngeen jëm président de la République nag comme ni ñuy waxee souvent c'est le citoyen le plus informé du pays comme ni ko imam waxee xamuñu lu tax ñu jël décision bi xëy na dañu gis ñoom ci seen jàngat que ne mbas bi dafay wàcc gis nañu peut-être que ne dañ nekk ci pic bi gis nañu peut-être y a énormément de raisons en tant que ku xamul information yëpp boo ci commenté da ngay bëgg da ngay boo moytu di nga dugg ci loo xam ne doo ko xam mais daal mbas bi ni ñu ko gisee ñun en tant que de l'extérieur doy na waar laaj na daal ndànku voilà jërëjëf ndànku boobu la gars yi ñu bëri imaam naan njiitu réew mi wax na aussi ubbi luuma yi marché yi 6 jours ci semaine bi beneen jour bi di pour raxas marché yi waaye ñu bëri nee nañu déjà problème mu barrière ñu ko war a def amul woon respect bi ni mu waree même on dit le masque est obligatoire maintenant est-ce que ragaluñu mesures yu ñu jël yi gën a lawal feebar bi. waaw mesures yu ñu jël yi moom buñ ci ragal loolu foog mu am ndax ñun feebar bi nañ ko maîtriser gul d'abord parce que ñëpp dañuy defe ne boo takkee masque rek dara du la jot mais hygiène bi mu laaj marché mu gën a nekk loo xam ne muy gën a rassembler ay foule venu de nulle part et d'ailleurs. Alors pour éducation bi nga xam ne nit ñi dañ leen ci di préparer ñu leen ci yenn ñi ñi mënuñu sax sol masque ñu ci bari. mais na nekk masque rek nga takk ko ñenn ñi sax dañ koy takk def ko menton rek amatul kii parce que takk naa ko amul répression amul dara police doon na ci wax au début mais dafa am la suite boo xam ne Sénégal moo dem bindoo noonu suupa kenn dootu ko takk parce que daf lay tere nooyi daf lay tere sëq daf lay tere lii donc. sacrifice bi ñu doon am di dugg pour semaine toog sa kër léegi loolu dañ na toog sa kër moom jeex na parce que ñëpp dañuy yeewu uti ñëpp dañuy yeewu dem dañu nekkoon dañ ciy dellu léegi ndegam bus yi ak kii dañu doon wax ne place assise yi wala intervalle dañ koy respecté mënatuñ ko mënatul nekk parce que ñii xëy ñëpp pour tuuri si Dakar wala jóge Dakar dem feneen foog ñu buggante duggaat loolu li ñu defoon yëpp daal dindi nañ ko mën nañu wax loolu te jafe-jafe bi nag feebar bi porondoll boobu lay xaar opportunité boobu lay xaar pour dal ci nit ñi fu mu jaar pour propager wu ci biir nit ñi te comme day wàllante te nit ñi distanciation boobu mënuñu ko respecter peut-être à certains endroits boo xam ne c'est privé mais quand c'est public kenn du ko respecter te dina jafe lool nga tere kenn ndax ilifuloo ko moomuloo ko jënduloo ko te nit ñi toll nañu foo xam ne ragalatuñu ko sol tëne ku ko ñàkk sol fi mu nekk nu ñuy def ba am moo leen itteel ñiy jaay koo ne toogal du bañ day bañ bul toog ci mbedd bi day bañ parce que xajuñu fa arrivé woon nañu ba neutraliser mbir mi mais li ñu defoon yëpp ba moytuwul day yàquwaat day seeyaat ñu delluwaat ca la ñu nekkoon. parce que ñu bari xam ne nguur gi dafa nekkoon situation bu difficile maanaam mbirum économie bi xaw na sooxe parce que nit ñi bu ñu génnulee dem jaay dañu mun lekk parce que sénégalais yu bari il faut ñu am tey dépense dañuy génn seen kër dem wuti dépense ñooñu boo leen tëjee joxoo leen lu ñu lekk te munoo tamit prolonger parce que boo gisee ñu naan feebar bi président nee na mun a dem ba mois d'août. te économie réew mi mënu ko téye. il faut ñu trouver solution ñoom ñu ngi diggante martu ak l'enclume. waaw loolu moo nekk te loolu moo am du Sénégal rek àddina bi yëpp la te économie bi dafa daanu ba tëdd ci suuf te ñun pays pauvre lañu sous-développé de surplus amuñu koom-koom amuñu réserve les gens vivent le jour au jour xëy liggéey am dara même le fonctionnaire doyul li muy fayeku doyu ko nit ku nekk li ngay dina am moment boo xam ne tu vas passer 10 à 15 jours yoo xam ne très difficile alors s'il faut le faire un mois tu es pris par la gorge dootu mun ci dara te les factures d'électricité changé wul les factures d'eau changé wul li ñuy wax dañu ci defal apport de nii pour catégorie nii mais loolu dafa yëngatuwul dara économie moom dañuy wax ne dafa daanu nit ñi dundatu nañu dafa metti
te it pression boobu moo jàpp Sénégal ba lii am tey ndax bu ñu amoon comme France ñu lay fay nga nekk à la maison dina la jariñ mais li ñu lay jox bourse yi mënul loolu dara man suma benn xarit daf ma wax ne man balaa may mer rek mooy ñu ne man da ngay passer à la caisse pour fayeku parce que li may fayeku moomu ma ko su ma ko fayekoo léegi ay bor laa ciy fay recommencé waat kooku feebar na ñaari feebar ba pare ragal corona bi feebar na parce que moo yore njabootam feebar na parce que yorul dara ci poche am feebar na parce que il est menacé d'ordonnance de trucs d'eau d'électricité yëpp wàcc ko te nag li gën a bon mooy feebar bi bu la jàppee est-ce que léegi dañuy mesures yi ñu doon def daan nañ ko def dinañ la mën a jël si yóbbu la internet la est-ce qu'on a ce nombre de lits est-ce qu'on est préparé moralement ci te médecins yi ci seen bopp léegi ñoom ñoo feebar sax faf amul benn district bu ñu la mën a wax wala hôpital bu ñu la mën a wax te amul ay médecins yi ca nekkoon équipe bi doyul xeex nañu ba sonn nag léegi doole moo jeex Sénégal foofu la toll doole moo jeex léegi ñun ñooy waat réorganiser waat suñu bopp jéemaat xool nu ñu ciy génnee mais nit ñi àndatuñu ak seen sago mooy tey fokk ma am boo dégloo rajo yëpp démb dañ naan gërëm nañu parce que mesure yi dañ na nit moo nanguwul tëj liberté physique et morale nit fokk mu am loo xam ne da koy tonifier pour mu génn mu yaakaar am dara ëllëg su ko amul rek day mer ci saa si humeur am day difficile même ci biir kër gi da nga koy sentir loolu nit moo bindoo noonu te comme ñàkk bi daf fi nekk nag te feebar bi nekk fii it mooy jéggi sirat daal fi ñu toll nii. professeur boo nekkee ci dëkk mel ni Sénégal yu amoo doole pauvreté bi bëri na te médicaments yi seer na te coow li bëri na ci maanaam médecine traditionnelle bi ak planté gi ñu ko war a fajee est-ce que yaakaar nga moment de réflexion la war a nekk diggante ci réew mi pour ñu xool parce que askan wi ndóol na te ñu si gën a bëri garabu cosaan la ñuy fajoo. lañ mën a xoolaat garabu cosaan bi tegaat ko au cœur de l'humain au Sénégal ñu xool scientifique yi ak ñi koy def naka lañ ko mën a def de concertation pour ñu mën a jël garab yi di faj nit ñi. Exactement Alassane ñu ngi lay remercier ci question boobu c'est très pertinent parce que actuellement comme ni ma ko waxee woon sama njëlbeenu kàddu Sénégal boo xoolee ku fi dul laal plante médicinale garab buy faj bëriwul. ci bëri dinañ ko utiliser à un moment ou à un autre alors mu doon nag loo xam ne stigmatisation la xam nga ñun dañu toll nag ak mbas bi ci gëm sa bopp. lu tax ma koy wax mooy dafa mel na opportunité la ñu yàlla génneel ci mbiru mbas bi. Pourquoi? Parce que boo xoolee dañu tourné woon ñun ñi ñëpp vers l'Occident ñu si bëri li sama recteur professeur Ibrahima Thioub di wax souvent. mooy njàngum école bi li ngay gën a avancer mu lay gën soreloo sa askan ba di nga dem ba doo déggoonteeg sa askan sa yaay bi la jur sax boo moytul di nga dem ba doo déggoonteeg moom. te ñu am ci suñu réew yi réew bu nekk da ngay am un développement autocentré. nga xam ne da ngay xool sa ay valeur lan nga am ci sa urum lan nga ci mën a utiliser exploiter lan nga mën a pour sa wér-gu-yaram pour sa koom pour lu nekk donc mu laaj nag njàngat yu bëri macha allah Sénégal yàlla def na fi ay borom xam-xam. kooku moom kenn naatabliwu ko. ñu ci bëri ci Afrique université Dakar bi la ñu génnee boo génnee ci réewu Afrique yi ba taseek ñu ci bëri ci njiit yeeg ñu bëri dañ lay ñëw ci yow. sant université donc mu mel ni donc am nañ fi université yu am solo. lu des mooy lan mooy que ñu toog comme ni ma wax gëm suñu bopp. ñu ne ñun am nañu suñu ay plantes médicinales. am nañu suñu ay plantes médicinales nañ leen gëstu nañu former xale yi ci loolu man bu may jàngalee licence ci xale yi loolu laa leen di wax dem naan leen fi mu toll nii innovation moo jot. da ngeen di dem xool seen maam yeeg seen papa yi li ñu doon fajee ngeen xool lan moo ci baax lu tax lañ ko doon utiliser étudier dose yi étudier kañ lañ ko war jël ak naka lañ ko war jëlee ngir suñu askan mën am garab yoo xam ne abordable na nit ñi fii comme ni ko imam waxee léegi ñu ci bëri dañuy ñàkk am bi demeewul noonu même ñi fii yaakaaree am sax sutura yàlla moo fa nekk mais lu ñu am tamit dinañ ko bokk ak ñeneen ñi amul donc tey
dooleel structure yi nga xam ne dañu mën a gëstu jëm ci plante yooyu mooy former ci xale yi mooy def ci recherche parce que plante bu nekk tey médecine moderne bi lu ci bëri daf koy xëcc ci plante bi génnee ko ne moom lay faj. te loolu mu nekk problème parce que souvent mi ngi mel ne man ak sama ñaari loxo maa ngi bindee sama loxo nga ñëw jël dindi sama loxo bi yóbbu ko ne mën na loxo bi bind. xam nga loxo bi élément yi liy doxal éléments yi nekkul ci élément bu nekk mais dafa nekk ci diggante éléments yi. donc bu fekkee ne da nga ñëw jël benn principe actif yóbbu ko da nga koy wéetal yow Alassane xam sa tey boo doon taxaw ci mbooloo mu bëri nga gis sa njaboot sa wet di nga am confiance. donc plante yi dañu am ci biir molécule bi mais am na yeneen yuy ànd ak molécule boobu yoo xam ne dinañ ko dooleel. boo ñëwee sempi ko ci nag moom ci yóbbu ko dina mën am faj de yenn saa yi dina faj dina am doole dina am nangam mais nga jël li ñuy wax le totem de la plante mooy nga xam ne da ngay xool molécules yi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak moom nga dem utiliser ko donc nga def de la phytothérapie au lieu de la moléculothérapie. donc loolu dina tax paj mi gën a yomb ci nit ñi mais nag xam naa dinañ ci dellu soit c'est important nit ñi il faut que ñu utiliser ko il faut que ñu gëstu ko. il faut que ñun ak africains yi tey ñu accepter éviter que ne la raison elle est hélène l'émotion est nègre. c'est un moment d'émotion parce que nit ñi dañu tiit il faut que ñu dal il faut que ñu tekku ñu xoolaat suñu ay mbir dellu soit suñu bopp ñu ne am nañu fi ay scientifique tey ci tey feebar bi bi mu déclaré woo Sénégalais yi ñoo toog jàmmarloog moom suñu médecins yi suñu professeur université yi ñoom nga gis ci télé bi gisoo benn kenn ku jógee fenn indi maletam ne xaaral ma dimbali ji Sénégal. donc ça veut dire te am nañ ci ay ndam. parce que fi mu toll nii li ñu am ci mort c'est regrettable. kenn yéenewul kenn dee mais ñoo ngi ci 19 morts mais peut-être Sénégal boo xoolee par jour même bu mbas amul dinañu ëpp 19 morts dinañu ëpp 20 morts. États-Unis tey 80 000 morts. voilà donc loolu suñu médecins ñu gërëm leen sant le ministère taxawaay bu mu taxaw ba ñu egg ci loolu donc ça veut dire que am na lu fi nekk yàlla mu ngi won nañu def leen ndànk am ngeen lu ngeen am nañu gëm nag suñu bopp ñu delluwaat ci suñu ay mbir ñu xoolaat suñu ay yëf def ci innovation dara terewul tey ñu xool suñu plante yooyu def leen comme ni ko tubaab bi di defee di ko dugal ci pharmacie. waaye yooyu nag dafa am ay préalable. xam naa ne dinañ ci ñëw dafa am lu nekk dafa am noo xam ne boo ko ci jaaree. di ngeen ci egg parce que le principal problème mooy ñi ko yor duñu ko nangu joxee noonu. mais nag il faut nga waxtaan ak ñoom il faut nga sécuriser leen parce que seen njaboot la ñu wutal xaalis dañu wut ñoom lu ñu dundee dañuy wut seen njaboot ba seen njaboot te médecine moderne bu ñu defee benn molécule dañuy dem yóbbu ko breveté ko. sa ñoom seen doomaat dina ci am. léegi nag ñun tamit suñu système bi nañ ko xool ba médecine traditionnelle ñi ngi si ñi yëngatu fajum cosaan bi boo leen wooyee ñu toog nga jël ay médecin boo leen ñu toog ngeen li ngeen di fajee naka la am na sax ay jéego yu ñu ci def mais loolu boo ko defee nga xool nag yan mooy accompagnement bi nga respecter li ñuy wax le protocole de Nagoya lu nekk nit xam-xamam bu ko génnee jox la ko li nga ciy am yow ci wërsëg moom daf ci am tamit part donc loolu jàngat yu rëy la yoo xam ne dañ ko war a droit d'auteur daf si war a am de telle sorte que mu sécuriser njabootam dina tax mu yombal jox la recette bu mu am bi nga innové ci def ko comme ni ñu koy defee ci yeneen plante yi pourquoi ñun ñu dugal suñu pharmacie yi suñu ay plante médicinale nga xam ne da ngay dem rek jëndi commencé nañ ko def en complément alimentaire mais mën nañu dem ba def ko ay plante médicinale nga xam da ngay dem nangam jot na la médecin bi ne la demal jël ngeer nga baxal ko nga naan ci nga ainsi de suite. waaw mais dañu constaté ci plan mondial bi Madagascar génnee kiyam boobu artésianium bi ak Covid organique bi ni ko maanaam bitim réew ni ko soofantale jàppale ko loolu ba président Madagascar bu mu defee interview dafa ne dañuy naan artémisia dafay indi ay feebar yu bëri pourtant yéen seeni dëkk am ngeen ay garab yu tudd Mediator ak yooyu def na ay moor yu bëri waxu leen ko dafa mel ni dafa am benn enjeu bu nekk ci bataille bi bu ñu woonee que garabu africain yi bu ñu fekkee Afrique la jógee daal dañ ko war a soofantal li xamante ne jóge na bitim réew moo gën a baax est-ce que loolu du problème liggéey mentalité africain yi seen bopp ñu gëm seen i bopp gëm seen i garab te ñoom bu ñu génnee dara am seen réew ñu jox ko gëdd ñu ko war a jox. exactement xam nga lu ñu dal ñun africain yi mooy topp bi xam nga li may wax souvent booy dem sur le plan international di génn c'est un rendez-vous du donner et du recevoir il faut que nga fexe yow sa réew ba nga am loo yóbbaale nga bañ bootu ci gannaaw kenn
loolu nag daf ñu manqué il faudrait que ñu toog xam nga c'est des enjeux aujourd'hui boo waxee garab faju mais ñaata milliards la bu fekkee ne permettre nañ la Sénégal am benn plante boo xam ne dina faj nit ñi ci sibiru bi nga xam ne li muy rey kenn xamul ni mu toll ci njëg bu ndaw mais doo am jàmm parce que ñeneen ñi dañuy def loo xam ne dafa cher di la ko jaayee benn boîte bu nekk 4000 francs 5000 francs pour nga jënd si ko donc c'est des enjeux mais positionnement il faut que autorités yi ñu toog xool suñu ay force suñu force yi mooy tey am nañu une biodiversité tey boo xoolee te Sénégal dafa avance parce que 1974 déjà am na ku ñuy wax Keraro tubaab la ñëwoon na fi def étude bu extraordinaire am nañu ñun 2500 espèces environ yoo xam ne xeetu gàncax yu nekk ci réew mi luñ ciy wax ne lu mat juróom benn téeméer boo ko utiliser di nga faj Afrique moom mat na 300000 espèces yoo xam ne war na mën faj mais dañ ko war a teg ñu càmbar ko bu ñu def émotion bu ñu ne rek bon artémisia day faj pourquoi ñële bañ ko non dañu war a def la science ñu teg artémisia ni ñuy étudier ñoom yeneen plante yi ñu utiliser les mêmes méthodologies ñu natt ko ñu càmbar ko xool dose yi nee nañu dose yi dafa faible li nekk ci artémisine ci biir artémisia dafa faible boo koy utiliser dafa lay indi résistance mais ñun nañu xool yan moyen am nañu fi ay borom xam-xam lañ ko mën a concentrer ba li nga ciy utiliser dina tolloog li dose bi la doy donc njàngat la étude recherche innovation ñu teg ko parce que c'est des enjeux extrêmement importants te gis nga déparat bi ñu amat parce que mel na coronavirus dafa ñu tegaat ñu ñëpp ci ligne bi ne déparat leen bu ñu deful attention ba ñu raté départ bi ba moytu dootuñu ci jóg départ bi nag mooy ñëpp a war taxaw universitaires yi nañu jóg taxaw ñu accompagner la population parce que kenn doon wax ne niveau de développement wu réew yaa ngi koy mesurer ci son niveau de référence à ces universités tey ku feebar ñu ne la am université mu ñu la faj ba boo nga def sa héritage kooku suñu recteur bi mu la doon wax léegi Ibrahima Thioub moom laa koy dégg mu koy wax feebar nga amul université Dakar ñi nga xam ne ñooy formé fii ba Afrique de l'Ouest ñu si bëri fii la ñu génne ñu ne la yow sa garab amuñu ko boobu yeboo nga xam ne mën nga waajal donc ça veut dire que suñu doole yi la ñu war a boole aujourd'hui ce n'est pas du moment wu division du moment wu damay war a génn pour wax rapidement que ne man maa ci def lii man maa ci def lële man ñu bëri wax nañ ma naa génnoon wax bu yàgg depuis kii bi dama bañ maa ngi soog a ñëw tey ci kii média yi parce que bëgguma woon parce que li mu laaj mooy tekk parce que mbas mi daf ñu bett te wolof ne lu la bett mën la bi mu ñëwee bett nañu il faut que ñu dal ñu xool lan la ñu am pour mën fagaru mais fagaru bi xëy na sax du doon mbas bi mais il faut que ñu préparer l'avenir il faut que ñu préparer l'avenir de nos enfants xam ne suñu doole fi mu yem il faut que ñu am moyen yu ñu vivre ak suñu doole boobu que ñu wax ko que ñu bañ ko wax nit ñi ngi fajoo plantes médicinales yi ce n'est pas une histoire de réglementation de l'utilisation innovation la ci utilisation boobu ñu def ko de telle sorte que ku nekk di nga ko mën utiliser de façon ngay dem ci tradipraticien bi te doo nëbbatu mu nekk loo xam ne dina jëriñ askan bi te dina indi koom ci réew mi parce que li nga doon yóbbu di ko jëndee ji ay médicaments di ko jëndee ay di nga ko mën a injecté waat ci sa biir économie. parce que bu ñu invité fii keroog Gawsu Samb moom nee na liggéey na IFAN physiothérapeute la te constaté na plus de 150 thèses xamante ne ay pharmaciens ci médecine traditionnelle lañ ko def waaye lu ko jaaxal mooy ñooñu bu ñu génnee seen résultats yi ñu am du ñu ko appliqué thèse yi day des université bi ñoom jëlaat beneen yoon lan moo tax thèse yooyu ak études yi ñu def yooyu ak résultats yu mu indi yooyu mënuñ ko jël xool ndax lañ ko mën a appliqué ci réew mi ci résultats yi ñu def yi pour ñu mun a génn ci maanaam di jéegaane garab bitim réew xam nga université dafa am lu mu yeyoo université moom yeeyoo mooy jàngat mbir mi mooy dafay jël ay étudiants ne leen dem leen xooli mbir sàngam ngeen génnee ci xam-xam sàngam mu des nag léegi l'application moo xam ne foofu industrie yi ci gannaaw ñoo war a ñëw ànd ak université boo gisee ne lii important na c'est une industrie moo war a ñëw jël le relais pour defar mbir mi pour yóbbu ko ci nit ñi parce que universitaire loo def recherche loo am ci résultat amuloo doole booy ñemee résultat bi di ko yóbbu maanaam sax sas nañ ñu beneen mission léegi université mooy 3e mission muy service à la communauté mooy li ñu gëstu li ñuy jàngal xale yi dinañ dem ba ci biir askan bi luñ ci mën a eggale ci ñoom ñu eggale ko ci ñoom
dans ce cadre sax université créé na programme bu ñuy woowee U4 rural nga xam ne sax directeur Ibrahima Thiou man la ko dénk. mooy dañuy dem ci population bi dem ci askan bi xool seen i jàmbat xooli seen truc ñu def fa dialogue des connaissances parce que nit ñi dañu am lu ñu xam. université am lu mu xam bu ngeen demee ngeen def fa dialogue bi bu fekkoonwee lu fa génn jëriñ ñëpp donc mais ñun dañu moom jàng xale yi dañuy def seen ay thèse man Artemisia bi coow paludisme jógee Artemisia ñun sama département jël nañu benn xale def ko ci master pare na master am mi ngi war soutenir mais comme confinement bi dafa am mi ngi nekk dëkkam mënul woon dellu si donc moom def na ko parce que ñun département biologie végétale dañu sant ñaari mbir environnement ak agriculture environnement mooy biodiversité bi lan moo fi nekk ci espèce lan moo fi nekk ci ay xeetu garab lan moo leen di suuxat lan lañ koy defee ak agriculture muy mbay mi te agriculture boobu dafa bëri façon ñun nag am nañu laboratoire boo xam ne ñu ngi koy tuddee laboratoire biotechnologie végétale boo xam ne mën nañu jël benn xob defaraat ci plante defaraat ci garab bi xale boobu nag ci yooyu la doon liggéey pour xool artémisia ndax boo ko xoolee boo koy jëmbat boo koy ji graines yi souvent dafa bëri yu ciy dee ñu ne au lieu ñuy jaaree ko ci graines yi nañu jël peut-être ci xob yi wala ci bourgeon yi ñu defaraat ci beneen plante xale yi travaillé nañ ci ba pare mais génneeguñ ko seen résultat ñu ngi ci en cours yooyu la ñuy xaar ñun ci ñun mais bu ñu ko paree xale bi mënul dem def tool daf koy xaar pare teg ko ñi ciy liggéey wala industrie yi nga xam ne ñoom ñoo nekk derrière ñooy ñëw jël technologie bi ñoom ñooy jël essayer xool liñ ci jël appliqué ko parce que université dina def 1000 technologies mais peut-être que 2 3 5 lañ ci mën a utiliser proprement ak une technologie bu baax ñu. mais est-ce que université def na effort dem ci entreprise yi. wala seen résultats yi ngeen def pour ñu xool naka la ñu lënkale def ko loolu industrie. oui waaw xam nga université léegi ni mu tënkoo sax far na gën a ubbeeku parce que loi bi génn na le monde socio-professionnel est mooy jiite presque université parce que suñu conseil d'administration c'est quelqu'un du monde socio-professionnel moo koy jiite ñun suñu recherche yu si bëri dinañu dem lëkkoog ñi nga xam ne dañ dekk les utilisateurs finaux mais le tissu industriel sénégalais xam nga université Dakar presque 75 000 étudiants la formation li ciy génn tissu industriel ak résultats yi ñu am n'avons pas encore un tissu industriel boo xam ne war na ko mën a dina ko mën a supporter mais lu mu bare mu néew am na ñoo xam ne ñoo ngi ciy lëkkaloog ñoo am nañu ay écoles yoo xam ne ils sont très en rapport avec le tissu ESP par exemple xam ne nekk nañu relation ak tissu industriel bu bëri nga xam ne li ñuy am yenn saa technologie dinañ ko mën génne mais daal lu ci mën a am mooy ñun université dañuy tàggat xale yi dañuy def recherche ngir génnee ay données ay résultats ngir loolu mën a dem jëriñ askan bi ci service bi maintenant dañu laaj accompagnement il ne faut pas c'est vrai que université bëri na coow li bëri na grève yi bëri na sànnante xeer bi mais ma nga fa ni mu meloon ñu si bëri ñu ngi ci il faut ñu am accompagnement te léegi lu ñuy gis mooy y a de l'entrepreneuriat au niveau des jeunes dans la plupart de nos formations suñu tàggat yi suñu njàngale bi si bëri dañu laaj suñu kilifa yi dañ nañu léegi da ngeen di dugal volet entrepreneuriat ci biir de telle sorte que xale bi bu jàngee dina mën a bu paree njàngam defi benn liggéey boo xam ne dina ko permettre moom si boppam mu recruter d'autres personnes. Et am nañu accompagnement am na fi des structures yoo xam ne PSE Jeunes DER ñoo xam ne ñi ngi fi dañ leen di laaj ñu gën a dugg université ñu gën a jàppale xale yi pour que technologie yooyu ñu gën leen wasaare ci biir réew mi. waaw ñu dem Imam jël sa casque ñu dem Vélingara fekk Youssou Konté moom moo ñu toogal foofu Youssou Konté ñu ngi lay nuyu dañ doon xool foofu ca Vélingara décision yi président bi jël naka lañ ko jàngatee foofu. Alassane Samba Diop ñu ngi lay fay di nuyu sa invité yi décision yi de xam naa ni fii war na imaam yi war nañoo kontaan bu baax a baax ndax boo xoolee bu ñu teree woon d'abord li nga xam ne mooy ndaje yi ci yenn bërëb bi jàngu bi fii ci Vélingara fekkoon na ni ñoom ñoo ngi ci woon déjà ndax dañ toppoon digle bi ki nga xam ne mooy Monseigneur Benjamin Ndiaye daawuñu woon def daje yi ci seen église bi boo xoolee itam imaam yi ñoom itam jotoon nañu am daje ak jëwriñ ñi nekk ci bopp département bu Vélingara bu ñu ajandi woon julli ajjuma ji ba mu des nag benn gox fii ci département bu Vélingara di Médina Gounass ñoom kese ñoo doon julli ajjuma waaye xam naa ni daal tey jii ni ñoom ñu ci gën a bëri ci imaam yooyu neen am nañu lu leen neex waaye ñeneen ñi nga xam ne sax dañoo ajandi woon julli ajjuma jooju noonu
am na ci ñoo xam ne dañ doon wëyal yeneen julli yi mooy juróomi waxtu yi waaye am na ci ñoo xam ne sax daawuñu woon def loolu dañoo tëjoon seen jumaa yi mais bu waxtu julli musaana jot dañuy nodd ne julli lañ ci seen kër yi ba bés xëy nag mu daje kenn ki nga xam ne moo koy def mu nekk sama koñ fii nii ci sama bërëb bu ma waxtaanee ak moom mu ne mu Yusuf ñun de tey ji sonn nañ saa su ne ñu ngi woote naan julli lañ ci seen kër yi waaye suñu sañoon dañuy ubbi jumaa yi ndax jullit loolu kese la am maanaam ñu daje ci suñu bërëb yi ñu mën a ñaan yàlla mu génne ñu mbas mi waaye xam naa tey bu mu déggee xibaar bi nii moom war na kontaan ñeneen ñi nga xam ne nag dañoo ajandi woon ñoom itam julli jumaa ji te daawuñu woon daje ci mosquée ba mais ñu doon continuer yeneen julli yi dañ doon respecter quand même dañ doon respecter mesures yi ndax man dem naa ci yenn juma ma gis ni dañ doon respecter dandante bi maanaam amul kenn ki nga xam ne day jege sa morom ñuy respecter ce qu'on appelle la distanciation physique ci mosquée yooyu noonu am na ci ñoo xamante ni dañ daan andiwaale aussi seen i masque donc boo xoolee ñoom itam dañ doon respecter carrément mesures yooyu noonu Alassane xam nga ni fii imaam yi ci gën a bëri dañuy yore daara gannaaw bi nga xam ne nag jëloon nañ dogal ne dañuy téye taalibe yi ci seen kër ya xaw na fi andi coow tuuti ndax dañ doon wax ni li leen joxoon ci ay dund doyul woon ay dund daanaam dañoo yoroon ay taalibe yu bëri waaye li ñu leen joxoon mu tuuti ba tax ñu ngi doon sàkk pour ñu yokkal leen waaye xam naa ni njiitu réew mi teggee tuuti tànkam ci mesure yooyu la da nga gis ni dina xaw a andi problème tuuti ndax taalibe yi itam am naa yaakaar ne dinañ génn naan dañuy duggalante kaskan wi dem ca marché bay tout donc damay ragal mu andi ñu beneen problème ndax bu ñu demee ñaanuma ko yàlla bu ñu andee foofu bu ñu jëlee foofu virus bi dugal ko ci daara ba wala sax ñu dugal ko ci jumaa ja da ngay gis ni dina andi problème bu rëy rëy ci département bu Vélingara en tout cas xam naa ne daal ñoom wax nañ ni bëgg nañ ñu ubbi leen jumaa yooyu noonu ak lieu de culte yëpp waaye suñu sañoon ñoom itam ci bu ma waxtaanee ak benn imam dañ leen di renforcer li nga xam ne mooy dispositif sanitaire bi maanaam ay thermoflash ak ay masque bu ko defee ñun ñëpp mën a sàmmanteeg digle waa kër docteur ba kenn li nga xam ne moom lañ ci ragal di mbas mi yàlla teggil ñu ko imaam yi ma ci jot a waxtaanal Alassane Samba Diop jàppal ni ñoom mesure bi kontaan nañ ci bu baax a baax waaye ñu ngi sàkku tamit nag nit ñi gën a mën a sàmmanteeg digle ba bu ko defee kenn du am doomu jàngoro bi. jërëjëf Youssou Konté suñu correspondant nekk ca Vélingara imaam dégg nga lu mu wax ci maanaam mesure bi naka la imaam yi foofu di ko accueillir waaye dafa mel ci discours président dafa ne ku nekk ci mbas mi war ngaa jël sa responsabilité. Est-ce que Sénégal fu mu toll nii yaakaar nga ne nit ñi mën nañu jël seen responsabilité. amuñu formation bi d'abord parce que ci benn élément rek boo ko xoolee mooy thermoflash bi fu ñu koy jëlee. ku koy joxe kan ma ko mën a utiliser dafa laaj formation bu ndaw ci loolu ak ku am température nangam fan la degré bi fan la toll man dinaa ko xam mais war nañuy def formation ñun imam yi foog ñu oote waat ñun suñu biir dajewaat formé waat leen parce que bi feebar bi ñëwee ministère de la santé ñoo déplacé wu oo ñu à l'institut islamique wax xamal ñu feebar bi nu muy manifesté woo yan mesure barrière ñoo koy accompagner bu la dalee outil pour éviter stigmatisation bi war nañu la d'abord dénoncer la bu ñu la fajee nga wér ñu dellu si ñu accepté waat la te waxoon nañu ne mën nañ ci wér du ku mu jàpp rek nga dee mais lu bon mooy propagation virus bi donc loolu dañu ci formé woon léegi acte secondaire bi nga xam ne après confinement bi te confinement bi bu ñëwee war nañu aussi wax yan moyen moo koy accompagner dégg nañu dinañ joxe ay masques mais gel hydroalcoolisé bi fu muy jógee ku koy joxe ku koy jënd ku koy def est-ce que nos maires sont prêts est-ce que c'est le préfet wala même le gouvernement qui va à partir du ministère de l'Intérieur s'investir pour rétribuer ko mosquée yi donc loolu yëpp lu ñu war a xam la ñun xamuñu kuñ ci dara loo xam ne fii la ñu war a jóge fii la ñu war a dem xëy na bu ñu demee ci waxtaan bi bu ñu ci convoqué dinañ ci mën a wax bu ñu consulter leneen li mooy il faut ñu créer ñuy wax gestionnaire mosquée yi parce que situation bu bees bu nekk il faut nga xam ne ñoo ko war a mën a gérer. nga xalaat bu bees. pour ci xalaat bu bees bi ñëw ndax. dafa am logistique bu ci war mosquée war nañu créer ay nit leen di gérer. ñu koy gérer état bi moo leen koy gérer loo ou bien yéen waa ci mosquée yi day choisir ku nekk gestionnaire mosquée bi. foog mu am parce que sinon débordement day am
te it il faut pas que ñu andi thermoflash bi jox la ko yow le responsable ngay wër ci kër yi di ko passé ou bien nga koy wut pour di ci koppartu ou bien nga wër di wane ne yaa ko yor yaa ko moom alors que dañ ko jox pour mosquée bi aux heures peut-être yi ñuy laajte ñu mën a consulter nit ñi jël seen température comme on le fait à la poste jox la gel hydroalcoolisé nga raxasu passé ko takk sa masque dugg julli man peut-être loolu xam naa ne on va vers ça limitation de personnes yi aussi noonu lay nekkee. mais fi nga wax ne da nga indiwaat tey maanaam gestion mosquée yi. foog mu déglu naka lay demee parce que mosquée yi ku nekk quartier bu nekk du ko nekk da doon gérer. waaw parce que gis nañu yeneen réew yu mel ni Maroc yooyu foofu imam yi sax bu ñu nekk imam dañ di former te dafa am fu mu lu mu laaj état bi dafa am bët bu mu teg ci mosquée yi. waaw loolu moom dafa am Sénégal rek ngay jékki-jékki Sénégal ku la neex mun naa yow nag imam. fii moom am na ñuy sax ñuy nommé seen bopp directement nekkuñu imam ci benn jàkk yoruñu benn jàkk am na def ay carte de visite def ay kii donc dafa am ay lobby yu bari yu ci am te quartier bi ñoom ñoo xam ñan ñoo fa dëkk ñan ñoo fa nekk naka la war a doxee ñoom ñoo koy désigner comme ni ñu désigner le chef de quartier mu accompagner leen dans ça. parce que bu nekk démembrement de la sous-préfecture wala de la mairie dinañu am un personnel bu koy def parce que jàkk yi par exemple am nañu kuy sang néew yi. koo xam nañ ne kii moom mooy sang néew même s'il n'est pas payé par la mairie ou truc nit ñi dinañu def dara jox ko saa yu leen sangale seen néew donc dina am na muy téye mais léegi beneen recomposition moo amaat imam bi moom li mu mën na ko mooy personne morale jàkk ji mooy diriger prières yi mooy def orientation yi selon les textes islamiques pour ne pas ñuy transgresser yenn mbir yi déjà nouvelle donne bi ci am il faut moom kenn kuy discipliner nit ñi pour les espaces d'abord de deux la durée après la prière il faut fermer te nit ñi dañuy julli ba pare toog fii di wér y en a qui dorment dans les mosquées. jotu ci weeru koor gi. de 2 heures à 5 heures ak kii dañuy passé tëdd di nelaw. waaw bari woon na ci weeru koor gi ñoo xamante bon ni ñu doon tafsiré alxuraan. pratiquement ku nekk da ngay def sa kër wala par la rajo ou la télévision nga koy suivre donc léegi méthodologie bi day changé. beneen approche la ñu war a amaat leneen li nga xam ne moo ci nekk aussi mooy évacuer les mosquées après la prière. L'entretien kat moo koy def on va chercher des bonnes. désinfection il faut que service d'hygiène ñëw il faut moom aération périodicité bi nga ciy nekk entre les prières peut-être il faut ñu désinfecter peut-être sax même si le fait faire manuellement il faut mu am endroit d'ablution yi foog mu set ay beaucoup de javel parce que nit ñi dañ ciy dem di ñëw di ko passer. bon toilettes yi aussi dafa laaj entretien spécial. mais toilettes yi dans les mosquées dans nos quartiers du pour fële li rek ñi di fóot ci mbedd yi les passants les ateliers dañ koy utiliser benn toilette bu nekk dina jël au moins 40 personnes par jour. loolu défi bu mag la. défi bu rëy la. waaw daan ci ñëwaat léegi loolu c'est am importance la ñu jël benn page publicitaire très rapidement. Publicité sur iRadio. yéen ndawi Sénégal suñu réew tey la gën a soxla ay ndawam ngir xeex jàngoro ji ñuy wax coronavirus ba tax na ginnaaw bi ñu leen gërëmee bu baax sant leen ci seen taxawaay ngir faagaagal jàngoro ji dañu ñëwaat tey ngir gën leen a ñaax pour ñu gën a dëgëral taxawaay bi ngir jëlee fi jàngoro jii di ñu wax coronavirus. njëkkee ko ci digle yi nga xamante ne kër docteur digle na ko waaye lépp ñu def ko ci yar ak teggin ndax nag coronavirus kat bàyyiwul mag bàyyiwul ndaw. nañu respecté waxtu yi nga xamante ne ni moom nañu indi ngir couvre-feu bi respecté solu masque bi waaye itam gàttal suñu tànk ndax bu ñu bëggee dakkal xuus gi nga xamante ni jàngoro bi mu ngi koy xuus bu baax ci askan bi dañoo war a gàttal suñu tànk gàttal suñu dem ak dikk ndax nag jàngoroy coronavirus ñun ñoo ko mën a xeexal suñu bopp ndax ñun ñoo ëpp ci askan bi ñun ndaw ñi ñu ngi leen di ñaan ñu respecté li nga xamante ne ni moom la fi autorité yi teg pour faagaagal jàngoro ji ñuy wax coronavirus moo tax ñu ngi leen di ñaan ñu boole xel yi boole xalaat yi ngir faagaagal jàngoroy coronavirus fii ci suñu réew di Sénégal. corona bi na fi yem
sama wareef mooy dog buumu corona bi. jërëjëf ñu leen nuyu ku nekk turam ak santam ñaar ci studio bi imaam ñu ngi woon sànq ci organisation mosquée yi. Oui. maanaam surtout parce que xam nga feebar bi dafa laaj cet. te cet bu mu laaj lu rëy la. te nee nga ci mosquée yi du utilisation toilette yi sax du si waa mosquée bi rek boo nekkee ci quartier ñi nga xamante ne nekk ay tailleur ñi nekk ay liggéey mécanicien ñëpp dañ koy utiliser te naka la ñu mën a organiser loolu yëpp parce que dafay laaj ay moyens. normalement chaque mosquée dafa am benn budget bu daw pour gérer problème boobu. waaw maa ngi woon ci loolu. mooy mosquée li mu laaj dafa bari. te léegi foog recomposition dafa am foog ñu yaraat nit ñi ci mbir yi mooy mosquée bi nekkul rek mosquée parce que y avait des toilettes publiques ça n'existe plus donc toilettes mosquée yi ñoo ko remplacé te c'est ouvert 24 heures sur 24 et c'est gratuit les mosquées rencontrent beaucoup de problèmes parce que mosquées yi ñooy fayal seen bopp ndox état bi du ñu jox 1000 francs mosquées yi ñooy fayal seen bopp courant état bi du ñu jox 500 francs du commune bi du kenn imam bi en général nit ki am ordonnance yi moom lay ñëw facture courant bi ñëwee ci imam bi lañ koy jox ndax turu compteur bi en général ci turam lay nekk facture ndox bi moo koy fay te ñëpp a koy consommer te mosquée yi amuñu doole imam yi ay retraité lañu ñenn ñi mosuñu am bulletin de salaire xamuñu luy fayeku ci yalwaan ak mécènes yi joxe ci la ñuy entretenir jàkk yi ci sutura même sonorisation bi bu yàqoo normalement boo technicien da nga koy fay yëpp ci imam bi lañ koy wéer moo tax imam bi sag lay demee te imam bi mënul ñëw ne tëj nañu douche yi kenn du ci dem nit da koy seet ci boppam bu soxlee donc nit ñëpp dañuy jël seeni kër def ko ay atelier luyoo ko mais du ñu permettre les locataires di ci dem dañu di wax dem leen à la mosquée bu ñu bëggee sangu dem leen à la mosquée bu ñu bëggee dem toilette dem leen à la mosquée mosquée bi li mu charge yi mu yore dafa ëpp te amul benn subvention. professeur duñ doon sànq. ci mbirum Covid bu lu mu indi ci réorganisation. maanaam feebar bi léegi même lieu de culture. dafa laaj une certaine réorganisation bi dañuy war a def ci loolu. dafa laaj aussi état bi xëy na indi organisation bu bees pour xool nu muy accompagner mosquée yi parce que ñu bëri na leen sax Sénégal mën na am sax xëy na état bi xamul ñaata mosquée mu am ci réew mi ndax quartier bu nekk da nga fekk 5 6 7 mosquées yooyu yëpp dafa laajaat une reprise en main pour xool nu ñu mën a organiser lii parce que feebar bi bu bañ a law. jërëjëf xam nga politique boo xoolee mooy l'art de gérer la cité. cité bi nag da ngay dem xooli citoyens yi fépp foo xam ne ñi ngi fa. nga mën a séq ak ñoom ngir ñu mën dund bu sell loolu rek lañ fi war a nekkee. donc xam naa ne jiitu réew bi charge yi dafay rëy état dafa complexe mais comme ni ma ko waxee woon sànq mënuñu doxal réew sans une bonne concertation sans de bonne stratégie. il faut que ñu tëggaat suñu demin wax naa ko sànq. dañu war départ. man dama considérer que fi mu toll ni yàlla daf ñu mayaat ñu taxawaat ci ligne bi dañuy départaat loolu nag da ngay toog bu fekkee da ngay def stratégie nga analyser lépp loo lan mooy sa force nga teg ko ci table. lii mooy sama doole lii laa am musulman yi temps lañu chrétiens yi temps lañu am na ñaata jàkk am nañu nàngam lan mooy sama ay faiblesse jàkk yi yéen mooy seen problème parce que jàkk yi c'est extrêmement important du ma imam spécialiste damay dem si julli ji yenn saa yi waaye lieu yu am importance lañu ci suñu dund parce que suñu doom yi ñooy bu ñu waree tudd imam ba la ñuy wooyi jàkka ji bu ñuy bu takk jabar jotee foofu la ñuy dem korité bu jot ñu yóbbule fa juróomi julli yi ci bés bi ñu dem fa donc ça veut dire que c'est un lieu extrêmement important pour le musulman et j'imagine
les catholiques les chrétiens également c'est extrêmement important pour eux parce que dañ fay tëgg doomu aadama parce que religion en fait lu ci bëri mooy tëgg doomu aadama de telle sorte que mu mun a dund correctement ci biir société bi avec la communauté mu xam ne du moom kenn moo fi nekk am na ñeneen ñu fi nekk mu dund ak ñoom ci jàmm loolu nag ñu koy defee ci l'État peut utiliser ce canal à bon escient pour que ñu am de très bons citoyens donc ça veut dire simplement ce que nous appelons de tous nos vœux c'est que l'on puisse vraiment appuyer ces communautés que l'on puisse ñu dem ba nga xam ne dinañu jàppale si parce que boo jàppale suñu jàkk yi yaa ngi ñuy jàppale c'est vrai imam mu ngi koy wax souvent payum électricité bi payum ndox bi boo julli seen saa yi ñu ne ko am ci dara ñu yore benn sac ko am nangam ak nangam yooyu presque des négociations yoo xam ne buñ ci waxtaanee ak ñi nga xam ne ñun jullit yi ñoom ñooy suñu représentant mooy imam yi association ouléma yi yaakaar naa solution dina am lan moo ñàkk solution rek mooy lu ñu toggul waxtaanee ko buñ ko toggee waxtaanee rek incha allah ñoom dinañ ci am xalaat état bi dinañ ci am xalaat te xëy na sax du cher ni ñu koy yaakaaree peut-être que am na ñeneen ñoo xam ne dinañ ci mën contribuer de telle sorte que du cher mais ñu énergie yëpp ñu rassembler leen boole leen de telle sorte que dinañ demandoo jëm fenn pour ci benn objectif. waaw ñu dem Touba fekk fa suñu naataango Gora Ndagdo Gora Ndag ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alassane. waaw Gora Ndag nouvelle bi ñu ngi génnee naka la waa Touba jàngatee mesure yu ñu jël ubbiwaat jàkkee gi yooyu ak yan mesure dañu war a jël foofu pour maanaam feebar bi bañ a aussi de law ci mosquée yi. Alassane dogal bi nga xamante ne ni njiitu réew mi jël na ko démb ci jàkka yi ngir ñu ubbi ko askan yu mën caa dellu ngir julliwaat loolee nag nekk na loo xamante ne ni Touba doon na ko xaar ndaxte doon nañu xamle loon ne sax laataa njiitu réew mi di wax ne loolee dina amaat ñoom mel na ne xamoon nañ ne jàkka yi dinañ ko ubbiwaat ak jumaa yi nga xamante ne ni askan wi ñu ngi ko doon xaar ci Touba waaye li nga xamante ne ni moom mooy ay matuwaay comme ni ko président de la République waxee ne dina bàyyi fànn googu ak ministre de l'intérieur mu def ci ay matuwaay ngir loolee nga xamante ne ni moom mooy jàkka yeeg jumaa yi ñu mën a respecter distanciation physique yi loolee te dinañ ci def kéemtulaay kàttanam waaye ci Touba ko xam Touba xam ne aljuma bu jotee benn juma moom moo fi julli mu di juma ju mag ji muy la grande mosquée de Touba loolu nag ay milliers de fidèles ñoom ñoo fay daje mu mel ne nga xamante ne ni bi aljuma ji njëkk ji Touba njëkk julli nga xamante ne ni booba jàngoro ji ñu ngi fi te nga xamante it yenn ci ay juma waxoon na ne dootuñu julli Touba nekkoon exception mu mel ne loolee nga xamante ne ni moo di pooru masque bi nga xamante ne ni moom la ñuy wax ne nañ koy teg ak wàllum cet gi lu ñu respecté ko lu xaw a jafe lay doon ndaxte ay junni nit ñoom ñooy bàbbeeku saa su nekk julli si ci jumaa ji de distanciation physique bi dina xaw a jafe pour ñu respecté ko waaye nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci jumaay Touba di daayratul xidma ñoom ñooy saytu jumaa ji nag ay jàmbaar lañu Alassane ndaxte bala ngaa dugg ci jumaa ji dinañ def seen kéemtulaay kattan ba ku ci nekk laal gel hydroalcoolique yi tegoon nañ fa ay mbànn yoo xamante ne ni eau de javel lañ ci def ku ci nekk war ci mën a raxasi muy porte ba foo mën a duggee ci jumaa ji muy ñeenti porte yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci jumaa ji tegoon nañ fa ay mbànn yoo xamante ni pour saytu loolu la te teg fa ay nit ñi saytu lu ni mel waaye ñëpp dañoo bokkul yem ci mbirum sensibilisation yi parce que di nga gis ñoo xamante ne nii mbooloo mi nii ñooy en vague ñenn ñi dañuy tëb rek raaxaloo jàll noonu te duñu laal gel bi wala ñu taayee raxasu ndaxte taayee nañ fa nekk durant dañ naan raxasoon naa sama kër jërul may kii wala jàppoon naa pare jërul may laalaat kii ay eau de javel ak yooyu mu mel ne dogal bi comme li nga laaj Alassane Touba dañ cee bëgg ndaxte yàgg nañoo joytu ne lieu de culte yi rawatina bërëbu jaamukaay yàlla yi waruñu ko tëj ndaxte dafa nekk loo xamante ni fa la ñu war a mën a ñaane suñu borom yëkkati mbas mi loolu nag ci ay xibaar xam nañ ne
laataa njiitu réew mi di wax démb sax jokkoo nag kilifa diine gi nga xamante ni moom mooy xalifa général kullu murid waxtaan ak moom ci dogal bu ni mel ñu daal ci weccante ay xalaat donte nag ñu ngi doon xaar ne tey la njiitu réew mi waroon a wax waaye mu far ko def démb ci altine bi loolee nag tax na nag ci kanam tuuti sax askan wi dinañ ci yàbbi ngir bu 12h jotee ak 13h ñu xamle naka la ñu gisee ci dogal boobu nga xamante ni njiitu réew mi jël na ko Alassane. jërëjëf Gora Ndaglo dégg nga ko lu mu wax ak Touba am nañu jëlee mesure bi. waaye am na ñu xalaat pour faire respecter mesure bi. est-ce que état bi day indi ay policiers ou des gendarmes pour bañ désordre bi war a am parce que bu li amee ku nekk xëy na dem ak xërëm ak foam ak lu gëm-gëmam. pour dem julli. parce que ñu bëri nee nañu ñoom ci mosquée dañuy dem ñaan yàlla. yàlla wàccee mbas mi. mais ñaan yàlla boobu am na solo waaye est-ce que dafa war a am nag mesure barrière yi. waaw li war a dinañ ko proposer tout à l'heure peut-être bu ñu demee au ministère de l'intérieur ndax xamuñu matériel bi fi mu nar a jógee donc loolu foog ñu xam ko te c'est obligatoire boo demee devant une pharmacie dañu lay wax raxasal sa loxo jël gel bi y a un hasard wala un monsieur sécurité buy ñëw defal la les nécessaires comme devant les grandes surfaces et autres tamit loolu dafay transférer wu dans les mosquées te mosquée bi aussi moom laa lay wax ne logistique boobu foog mu am. ndax mosquée amul dara du benn soto la ngay jël 10 personnes ñoo koy bokk. bu kii di jàpp kii nga koy xaar. bu paree moom tamit day jël soto la bi immédiatement di ko kii donc am na beneen formation boo xam ne sanitaire et de désinfection et de gérance boo war xam ne ci cet gi foofu lay war a nekkaat. waruñu ñu wocc nag ci nañu nekkoon te am na lu am importance loo xam ne moo nekk. mooy imaam yi amuñu dara. jàng nañu alxuraan. jàmbaar lañu seen yére dina set seen mbir dina laab mais dañ leen considéré wu amuñu benn revenu les chefs de quartier on les paye dañ leen di fay ñun imam yi du 1000 francs bu ñuy fay. est-ce que bokkul ci réorganisation bu ñu war def ci mosquée ci la ñu jëm on va exiger que état bi di fay imam yi. Parce qu'au Maroc, il y a fait imam en Égypte, en Arabie Saoudite, partout. Mais il faut imam, ils sont formés. C'est l'État qui paie la formation. Mais c'est différent. Non, c'est pas différent. Il faut nous voir, est-ce que imam est fi académiquement, dañu nangu état bi formé waat leen parce que Maroc bu la formé imam dafa am tamit li xamante ne nguur gi daan lii lay mosquée doxee. waaw mais ki la koy defar socialement tey xam nga ñu ngi soxla mosquée ne nañu tëj mosquée yi. imam yee ko tëj accepté ko mu metti lool ci ñun ndax loolu rek la ñu xam jàkk la ñu xam ak juma. ñu def esprit de sacrifice boobu accompagner état bi ci loolu mais tey état bi li ñu war a def nii yëpp jëmaat ci moo tax reformulation wala refondation bi ñuy defaat ci nouveau départ bi ñuy dem. dañu war di fay imam yi parce que nit balaa muy am doole dëgg mbër mi bëree lu mu yaakaar ci gàllaajam pour am dooleem. mais imam bi bu amul dërëm imam bi ci yalwaan lay nekk kuy saraxe guro sondeel li yëre bu yàqu kii moom nga koy jox imam bi du pauvre rek parce que. mentalement psychologiquement am na lu nekk ci moom am na tamit ginnaaw am na famille am na lépp donc jàkk yi bariwuñu y a 24 000 mosquées au Sénégal mais bu ñu jëloon rien que dans les grandes capitales ak yooyu di fay au moins les imams des juma dafa leen benn per diem bu ñu leen di jox mensuellement ñu ngi joxe bourse familiale mais imam yi ba amul mënuñu wax am na 50 imams yu ci am y en a pas. J'ai fait des démarches yu dul dire mais dañu ne non c'est clôturé, c'est fermé kenn mënu ci dugal kenn surtout dans la banlieue là. amuñu dërëm léegi ñun on va demander à ce qu'on paye les imams à la fin du mois. am ay salaire ñu am bourse bu leen di jox wala un salaire on va l'appeler quelque chose mais en tout cas mu am benn per diem buy ñëw ci ñoom rien que pour séddale riz bi rek les gens qu'on a pris on leur donne 3 500 000 pour ñu séddale ceeb bi rek dañuy superviser yore sa kayit dem ñëw ñii di wax waxu yàlla nag. sacrifié wu di jullee néew yi tey man tey ñu ma nekk en activité bu amee dëj je perds ma matinée su dee l'après-midi je perds l'après-midi je ne travaille pas je suis obligé de bloquer mes affaires pour dem ci dëj bi te booy dem ci dëj bi borom dëj bi du la jox paas ah merci imam au revoir bonjour jeex na doo fa jëlee dara mais armée yi ñiy gas bàmmeel yi boo fa demee da ngeen di jox dara bu ñu suul benn nit bu ñu fay jógee dinañ foo ci 6 000 wala 10 000 wala 15 000 mais imam bi ko jullee nag imam bi ko sang nag imam bi ko sang
wocce jotam yëpp dem jullee ji ko daf ci utu maire bi normalement le maire de la commune moo waroon dem jullee néew yëpp sang néew yëpp yóbbu mu néew yëpp denc leen. mais justement am na benn matuwaay bu nguur gi jël mooy Sénégal yi xam ne dañoo faatu bitim réew te Covid bi rey leen dañ leen war a indiwaat fii ci réew mi waaye dañ ko war a encadrer. waaw ci mesure sanitaire. est-ce que matuwaay yi war nga mën a jël parce que dañuy ragal ki xamante xëy na génn ci àdduna Covid rey ko bu ñu ubbee xëy na kees bi mu contaminé nit ñi te fii Sénégal dañoo bëgg bu ñu gisee seen néew bu ñëwee il faut ñu ubbi xool. waaw loolu moom loolu est-ce que loolu war même mesure la ñu war a jël pour éviter bu ñu ubbee kees bi xëy na mu am ñu mu contaminé. l'islam permettre nañu suul nit ki ak kees gi permettre nañu dañuy taxaw rek jullee néew bi denc ko. waaw xam nga tradition fii nga am sa mbokk. bu décédé bitim réew. toog nga xëy na ay at gisoo ko. dañuy éduquer nit ñi rek dañuy bëgg di xool néew bi di ko tàggatoo daal. déedéet xam nga loolu mooy dañ. parce que kii feebarul mën nañ ko def mais kii feebar ñu dugal ko ci caisse aluminium scellé ko collé ko noonu lay ñëwee bu ñëwee tamit dañ koy dugal encore dans un cercueil pour protéger nit ñi pour mu bañ gis nga certificat de genre de mort bi koy accompagner en général jóge à l'étranger dañ naan bu kenn dajji caisse bi. bu ñu dajjee keesu bant bi tamit bu kenn dajji keesu aluminium bi mais fii da ngay gis ne dañ koy génne sax pour sangaat ko loolu warul ndax fañ koy defar nañ ko ba pare te kii dee ci sayit ci nii dañ koy dugal ci kees bi rek wala keesu aluminium bi suulee ko l'islam nangul nañu ko. mais loolu. liggéey sensibilisation bi ngeen war a def ci mosquée yi da ngeen imam yi. man ne liggéey bu dul jeex war nañu def séminaire réformer waat nit ñi on a fini il y a 15 jours ci affaire yu ñuy dee ci coronavirus bi. bareeguñu yan mesure la ñuy jël hygiénique pour ñi leen di sang nu ñuy mel yan tenue la ñuy sol te loolu yëpp daf ci laaj léegi logistique boobu daf ci war a bokkaat ki koy sang foog mu sol ay gants foog mu sol masque foog mu sol combinaison foog mu sol ay bottes amaguñ ko am na ñoo xam ne loxo nii la ñuy sangee néew gant bi sax bu ñu la joxee gant bi yëpp dafa dajjeeku donc dafa am formation bu ñu war a defaat ci nit ñi. amul ci mosquée logistique bi amul ci mosquée. non amul yow yaay ut sa tablier bopp rek jënd ko ci fëgg jaay wala dara di ko sol mais léegi nag dañu ko war a toucher comme ni ñu toucher policiers yi seen tenue jàkk yi dafa war a am accessoire yoo xam ne fa la war a nekk de manière permanente pour lu fa xew ñu mun ci jaaree ca noonu te wàññi bañ a yaakaar rek ci am na takk dañuy defar jàkk ji na ku nekk joxe dara jàkk dépassé na loolu. jàkk war na bu ñu ñëwee ñu fekk ci dara mairie bi xaalis bi muy am waroon na allouer jàkk yi au moins benn bourse bu ndaw service d'entretien wala mu nam fa 2 ou 3 personnes mën nañ ko fay waruñu jël nit ñi rek pour tàccu wala fu maire di dem ñu fay dem nañu affecté ay nit ci jàkk yi comme ni ñuy affecté nit ñi ñuy sabu oto yi di def yeneen jàkk yi dafa laaj logistique boo xam ne ci jamono tollu nii ak feebar yi départ bu bees la ne état bi wax ak imam yi on n'a pas été consulté nous avons beaucoup d'avis à donner et de recommandations parce que c'est nous qui le vivons permanemment mais am na loo xam ne mënul dëkku rek ci yalwaan ak ngir yàlla ak lii ak laa l'islam moo dépassé loolu on est à l'heure de l'informatique et numérique donc jàkk yi tamit war nañu suivre loolu. professeur ci sensibilisation bi am na ñu bëri comme yéen scientifique nee nañu jàkk yi mën na nekk aussi des lieux maanaam pour xeex mbas mi de sensibilisation parce que imam yi am nañu xëy na yenn saa possibilité toog ñu bëri waxtaan ñu bëri pour ñu sensibiliser nit ñi ci mbirum feebar bi te mais feebar bi dafa am problème bëggul rassemblement te imam yi bu ñu toog ci mosquée dañuy rassembler wu te ñoom imam yi vecteur bu mag la aussi de sensibilisation dana waaw xam nga ni ko Ibrahima waxee léegi dañu toll ci àdduna jamono bu bees technologie yi foo ko takk weesu na fa léegi xam nga sensibilisation
wax nit ki dégg la léegi jaratul sax déplacé def réunion pratiquement léegi lu si bëri feebar war nañ ne ñu si bëri soxlootul sax ngeen di déplacé wu ku nekk mën nga toog fi. imaam yi mën nañ def télétravail daal imaam yi. imaam am na yoo xam ne am na élément yu bëri yoo xam ne daal innovation lu ma bëgg wax foofu. digital dans les mosquées. mooy nit ñi dañu li mooy wax toujours lay dellu nañ gëm suñu bopp. ñu toog ñu xool lan la ñu am. parce que imam yi je pense que bi ngay présenter imam sa fonction am. prothésiste dentaire. voilà. pour dentaire intellectuel. waaw c'est une Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum waxoon na balaa réew mi di jag di imam boo gis nga laaj ko boo demee ci imam bi mu julli ba pare ñu ne fu mu nekk nga jox ko benn métier wala mi ngi nekk quelque part. donc ça veut dire que nit ñu xam lañu. du rek jeewu parce que jàng ainsi de suite ni dem nekk imam. donc am na toutes les technologies lépp loo xam ne aujourd'hui war nañ ko mën utiliser. dans d'autres secteurs. valable na ci l'islam mais toog waxtaan la toog xool lan la ñu am réellement comme possibilité ñu exploiter ko xale yaa ngi fi xereñ ci lu nekk man maa ngi ci damay participer benn daara Serigne Mor Diop boo xam ne dañ fay def suñu ay wérd ay dimanche dañ daan weeru koor dimanche bu nekk dañ daan dem daje ñu toog def suñu jox ay dog def suñu ay wérd dañ ñu ko aaye ñu ngi toog suñu kër ku nekk ñu yónnee la dog boo def nga jàng sa par WhatsApp ñu jox la sa benn dogu sa benn jukki kaamil bu dee da nga koy jàng jàng ko. donc y a que toutes les technologies mais il faut que ñu toog ñu xool. xale yi xarañ nañu jàng nañu bitim dépassé tuñ ni dara. ñun dañ leen sax dépassé parce que man wolof laa jàng mais tey bu mooy wax ñoom fekk naa ne seen langue maa ngi wax seen langue comme ñoom ni ñu koy waxee. donc ça veut dire que. arrière ñu il faut que ñu dugal loolu suñu bopp ñu toog nag. ñu ne lan la ñu am ak fu ñu jëm. il faut que ñu dessiner suñu ay objectifs dessiner suñu ay stratégies yan lañ fay demee ñu bañ bàyyi benn segment en rade pour ñu dellu see mooy ci la médecine traditionnelle. loo ñoo xam ne ay dañuy seen maamaat xool nañu ba xam ne garabu sàngam dafay faj sàngam loolu du nen. mais est-ce que ci mbas mi yéen ñi nekk biologie végétale. am nañu par exemple initiative dem ci yéen. ne leen feebar bi de am na. te ñu ngi xamaguñu garab ñu ngi xool lu koy faj. te lu koy faj mën naa nekk fu nekk. est-ce que yéen waa biologie végétale waxtaan na yéen pour xool ban mooy seen apport ci xeex bi. xam nga pour man lu ma considéré mooy li ma waxoon sànq mooy lu la bett. mën la te weesoogul fi mu toll nii ñoo ngi yeewu ci mbir mi dafa xëy tétaniser ñu dañu xool rek ñu ne mbas bi ñëw na toog leen seen kër toog leen ñu confiné wu même mentalement ñu si bëri dañu confiné wu rek toog lu ñu nangooti def la mais nit ñaa ngi ubbeeku xool nañ ne attention ñu ngi ubbeeku di xool faculté de pharmacie am na laboratoire pharmacognosie ñun di biologie végétale dañuy liggéey ci garab yi man spécialiste biodiversité la dama espèces végétales yi bépp xeetu gàncax sama rôle mooy ma wax la turam fu mu dëkk naka la dundee ak yeneen yi ainsi de suite man maay jiite formation doctorale biodiversité à l'université donc te am nañu matière bi mi ngi fi il faut nag que ñu accepter que ne comme ni ma waxoon rek ñu dépasser les émotions ñu xam ne praticiens ñi siy liggéey tamit ñu toog waxtaan ak ñoom parce que dafa am ay danger mais il faut ñu waxtaan ko am na lu baax il faut ñu waxtaan ko médecin il faut que ñu ñëw toog ñu reconnaître lii ñu waxtaan ak ñoom danger yi si biodiversité munoo rek permettre nga ne dañuy utiliser plante médicinale ku nekk da ngay dem rek comme ni suñu maam bi daan def këyat nga dem ci àll bi wëtti ko nga dagg reen bi boo daggee reen bi yaa ngi rey garab bi boo daggee tóor bi mooy fleur bi yaa ngi rey dootul juraat yaa ngi koy rey donc yooyu boo dindee seef bi mooy nga ñëw dindi meen bi def ci sëng wala nangam yaa ngi koy rey loolu yëpp dañu war a toog ñu ne lii daf koy yàq léegi lan la ñu war a dem il faut que ñu def des politiques des stratégies l'agriculture warul nekk rek ci bay loo dundee mën na nekk de l'agriculture spécifiée nga xam ne plante médicinales yi dinañu am ay surfaces yoo xam ne dañ ko ciy bay di ko jaay ñi ko soxla donc c'est-à-dire que y a toute une réflexion bu ñu war a am mais du actuellement mbas bi ñëw na indi nañu départ nañu toog ñu xool waaw parce que mbas bi dafa am lu mu génnee voilà ci médecine traditionnelle waaye dafa am lu mu génnee tamit yéem Sénégalais yu bëri parce que ñu gis artisanat bu ñu wax doomu bitim réew moo ñëw di ko béy fii ci réew mi gis nañu maanaam buy ci réew mi du jeex
waaye beneen doomu bitim réew moo ko ñëw di ko def baana solution industrielle di ko exporté. loolu jaaxal sénégalais yu bëri lan moo tax ñu am ñun suñu gàncax. sénégalais seen boobu duñu investir ci loolu. ki jógee bitim réew mooy ñëw. di defar plante yi di ko jaar sénégalais ou di ko exporté. di ci def industrie. waaw xam nga yooyu yëpp c'est ça participe de toute une dynamique. est-ce que du nelaw bi moo bëri. waaw c'est-à-dire que mooy gëm dañu war a jóg taxaw y a tout un tissu industriel ñooñu jógee ëpp na loolu. li nga gis ay buy li nga gis noonu rek. parce que dama gis France benn reportage bi na France da naan français yi bu ñu yeewu suba teel ak tubaab yi dañuy jënd buy parce que dañu complément alimentaire parce que bëri énergie dafa am bu muy faj lu bëri. ñu gis buy bi ñu koy sànni fii ci mbedd mi ñoon di ko jël di ko exploité di ko exporté. ma ne la feuille yu niim yi sax boo ko jëlee am na ñu koy exporté ça rapporte énormément d'argent. ay niim boo jëlee rek nebedaay am na façon njëriñ yi mu am yoo xam ne kenn xamu ko nit ñi ñu ngi koy exporté mais le tissu industriel c'est-à-dire que cette communication. bi nga xam ne moo war a am entre les différents acteurs mooy ñi nga xam ne ñun acteur lañu rek benn acteur lañu man mënuma xëy tey ne force damay dem defi 50 hectares bay ko ñoo ngi am UCAD rural benn tool Ñaaxeen ak toutes les difficultés du monde dañu nekk ñun di bind di gëstu di génn il faut que loolu am relais adduna bi réew mi plusieurs composantes ñoo war a wër mbir mu nekk ñun nag Sénégal dañu am particularité bi mooy aakimoo lu nekk dañuy xool man naka laa ko mënee aakimoo man kenn ba keneen du ñëw donc da ngay privé réew mi ci yeneen spécialité yoo xam ne dañu war a ñëw man sama xam-xam dafa màcc ci ma at bu nekk damay jiite master boo xam ne taxonomie biodiversité ethnobotanique mooy njëriñu gàncax bi ci askan ci nit ak conservation ressources naturelles may jiite aussi formation doctorale biodiversité at bu nekk dinaa jël xale yi ñu dem ci benn goxu réew mi ñu dem waxtaan ak nit ñi laaj leen yan garab la ñuy fajoo yan la ñuy lekk yan ñoo fi amatul nga gis lan mooy problème yi ñu am parce que garab bi lu mu gën a utile rek mu gën a ñàkk ci gox bi. parce que bayuñu ko parce que defuñu ko dara. mais man sama xam-xam loolu dama koy indi teg ko. am na ñu nekk pharmacie ñoo xam ne ñoom mën nañu càmbar ci biir yooyu bu la paysan bi ne wala praticien bi ne la garab bi dina faj sëqët ñoom am nañu jumtuwaay yu ñuy xoolee ci biir lan moo ci nekk luy faj sëqët loolu lañ ñuy def ñoom ñu génnee ko def ko molécule ci yeneen industrie mais pourquoi ñun loolu war nañ ko mën a càmbar nga woo les économistes ñu xool lii biodiversité dafa am valeur il faut que ñu apprécier quelle est la valeur de la biodiversité lan mooy njëgu biodiversité lan lay apporter askan bi boo ko génnee jox ko Sénégal si boppam doomu Sénégal bu nekk war na ci bénéficier wu loolu économiste moo ko mën xam. donc débat la boo xam ne fi ñu toll nii il faut ñu éviter accaparement de quoi que ce soit ñu toog ñu ne voilà suñu réew on a été confronté à benn mbas man que je trouve comme une opportunité de se dire nañu toog ñu xool fan la ñu bëgg dem réellement ñu ak beaucoup d'humilité parce que bii bi mbas bi war nañu ne duñu xamuñu. fi mu toll nii kenn mënu ko faj. artémisia boo nangam fajuñu ko dañuy jéem a kii am na Novaquine boo si defee peut-être nangam dina 13 jours wala 9 jours wala 7 jours yooyu yëpp ay éléments la mais war nañu ne ñun ñëpp a tolloo. parce que boole teg nañ ñëpp ci même niveau. amatu fi mu toll nii sax boo xoolee def yenn lecture am na ñoo xam ne dañ naan leen contact nga ñu jël la yóbbu la hôtel boo xam ne peut-être mosoo sax xalaat dugg hôtel. ñu def la fa pendant 14 jours di la toppatoo di la nangam ak nangam. lecture la laaj une lecture qui dépasse même lecture physique simplement nii mais qui est peut-être métaphysique ak yu xam ngëm que ne indil nañ cette opportunité bi nañu toog nag ñu càmbar ko nañu toog ñu waxtaan ñu bañ a bàyyi benn fils de la nation ci côté bi ñun ñëpp ñu xool yan solution et ñu xool fan la ñu bëgg dem parce que Sénégal mën na développer on a des éléments am nañu ay ressources humaines de qualité loolu kenn waxatu ko fii ci alxuraan bi da ngay gis Sénégal yi génn fi dem gagné ji récital Coran ci àll ba médecine da ngay gis ñu génn fi dem gagné ji nangam ak nangam donc ça veut dire que tey yàlla may nañu formation yoo xam ne actuellement on a de bonnes ressources humaines am nañ fi dégg nañ nga fi pétrole dégg nga fi gaz dégg nga fi nangam gis nga yooyu bu ñu toogaatee ñu waxtaan ñu dessiner suñu réew mais dafa vraiment dafa honnête. ñu ne fii la ñu bëgg dem ku ci nekk indi ci sa kéemt lay kàttan bañ a xaar comme ni ko américain yi di waxee li ma apporter sama réew mais du ma xool li ma sama réew di apporter bu ñu defee loolu je suis sûr que fii ak quelque temps dinañ ci génn. def nañu ci sax na wax na junj na mbirum
mbirum métaphysique. ci mbas mi am na ñu bari ñu naan xëy nañu war nañu mën a jàngat aussi li yàlla indi ci àdduna bi. li mu doon bañ yëpp moom mbuur bi li nit ñi doon def loolu tere ci ñu ak mbas mi. dëgg la yenn rassemblement yi baar yi. yenn ndax noonu. doon def wax ju bari ji. jëw yi indi masque yi yëpp danañ est-ce que war nañu mën a jàngat. sur le plan religieux et sur le plan même de métaphysique. lii mbas bii di jàngal nit ñi. ñun dañu judduwaat mën nañu wax ne mbas mi dafa àndiwaat ñu juddandoowaat ñun ñëpp ñu war a def prise de conscience ci situation bi ñuy dund dans le monde kenn mënu woon xool science wala xalaat en décembre dernier bi ñu naan ca Chine looloo nga fay am dañuy jàppoon ne comme Ebola bi ni mu amee woon Guinée wala lii rek lay doon fa lay am du fi egsi mu wër àddina yëpp mbedd mi kenn mënutu ci dem mënutoo génn sa kër avion dawatul charrette dawatul nit doxatul ci mbedd tëju ci sa kër comme un prisonnier pendant presque 58 jours di dund ci biir kër gi ci benn espace bi. restaurant amatul. restaurant amatul bar amatul. dansin amatul lépp tëj. lépp tëj commerce yu bari tëj liggéey yi sax jafe oto yi sax ñuy limiter nit ñi ni ñu naan àddina dafa doon waaj a tukki presque moo nekk njàngat bu rëy la mais départ la ñu joxaat ñu war a éduquer waat suñu bopp wàññi pom yi dajaloo bi lay bañ moo dëgg la toog leen seen kër yar leen seen njaboot yàlla wax ak ñun ci mbir yëpp seetaat leen seen bopp nga war a defaat benn introspection ci sa yaram ci sa xel ci sa kër ci sa njaboot ci sa lépp war a rationaliser sa dund boole ci cet cet l'islam daf ko santaane mais religion yëpp dañ ko santaane it hygiène dafa baax ci biir kër gi ci biir nit ñi tàllutuñ ko woon mais gis nga ne léegi ñëpp a ngi wax ak seeni jabar di yedd seeni doom di am kii boo du fi woon jógee sax parce que 20 heures fekk la sa kër mais daf lay arranger nit ñi dañu waroon gérer seen njaboot ba courant amul teen am ak kii robinet amul dara amul teen a amoon nit ñi 20 heures bu yàlla wàccee jant bi ñëpp a tëdd bu yàlla xëyalee jant bi ñëpp a jógaat nit moo bàyyiwul boppam ci bopp ci régler boppam 24 heures sur 24 la nit di tourner ci li muy tourner yëpp coono rek la xëy na yàlla waxoon nañu ne àddina coono kese la ñu moo ñuy fi fekk la daxala insaana fii kabadin ci coono la ñuy nekk permanemment boo lekkee ba suur boo lekkee ba sonn nga suur arrêté boo taxee ba sonn nga toog boo toogee ba sonn nga tëdd boo tëddee ba sonn nga jóg boo jógee ba sonn doxi boo doxee ba sonn nga toogaat noonu rek donc dafa am cycle boo xam ne dund nit yàlla daf ko régler mais nit ki nag dafa dajji barrière yëpp di dem fu nekk di uti rek te nit du am mukk loo am doyu la kii am 1000 francs mu ngi am problème mu 2000 francs kii am 1 million kii am 1000 francs da koy ñëwee fekk moom mu ngi am problème mu 2 millions mu ngay uti découvert mu ngay uti lii mu ngay uti lale nit moo dul doyal yàlla wax nag ñun nag yedd nañu war nañ suñu bopp ci yëkkati baaraam rek lépp arrêté avion dematul ca kaw ak ni bii avion chéré ak avion yi ni ñu bare ñëpp ngi ci suuf léegi picc yi ñooy dox gis nga fii dégg yi am kanaare yeeg kii di dellu siwaat rabu àll yi di dellu siwaat ci dëkk bi mu mel ni àddina moo tukki dañu ci mosal rek nañu góorgóorlu te gëm yàlla te gëm suñu bopp te gëm li mu ñu wax suñu dund dañ ko war a rationaliser war ko rentabiliser positivement éviter fooyeeg yu ëpp baaxul ci lépp nag xam nga tey bu ñu ne wàññi nañu kii bi ñeneen ñaa ngi yaakaar ne suupa ñu ibbi ba ñu dem ci boîte de nuit yi suupa ñu def ni ba ne def ni mais boîte de nuit guddi lay doxkatu guddi yi ñoom ñoo sonn te dañu war a noppalu ko déggatuloo fi agression police nga ci mbedd bi sécurité day am permanemment loolu moo war a continuer am heure yoo xam ne bu la fekk dootu la fekk ci mbedd mi sa kër la lay fekk nga dal ak sa njaboot am bët ci ñoom am wax ak ñoom. justement est-ce que moment bu nga xamante ne bu important la
pour yaraat xale yi parce que dañoo gisoon ko benn moment père de famille xëy na ci li ngay wax daw yu metti di dugg dépense guddi ak bëccëg prétexte bu ñu doon joxe amuñ jot waaye mbas bi mel na jot par force nga am ko ñëpp am jot. est-ce que yaakaar nga ne moment yi important la ci famille bi pour yar xale yi waxtaan la xam la lu bari moo ñëwaat parce que loolu la ñu yàlla won tey ñun suñu doom yi dañu bàyyi woon ak portable rek papa jënd ma portable nga jënd ba 150 000 jox ko sama doom am na ko mu kontaan di tëti tarul dara te portable bi boo ko ibbee mën nga ci jàng alxuraan le minimum bi amoon ñun ba ñu mun ci bii boor mën ci bii boor comme ni ko Youssou Ndour di waxee parce que dañu forcer jàngal ñu dara tey daf ñuy jariñ tey man su ma buggee sama doom li ma ciy fay pour mu jàng alxuraan c'est tellement cher ñun dañoon joxe àllarba 25 francs ñu yóbbu ñu peut-être daara bu tuuti bu sori kër gi rek ñu ngay jàng foofu mais li nga ci xam tey daf lay jariñ bi mbas bi amee beaucoup de pères de famille sont venus me dire imam est-ce que mënoo jël benn clé nga defal ma ko ma mun di ci julli parce que mënuma jiite suma njaboot j'ai dit loolu amul imam est-ce que duñu taal jàkka ji teg kaset nit ñi toog seen kër di julli ma ne loolu mënul parce que bu courant bi coupé dootul jàll te du kenn warul commencer di defaraat lu bees jàngal leen seen doom yi ngeen jàng alxuraan boo ko yàggee dégg bu yàggee sax nga mën ko mais yaa ci initier sa bopp mais nit dafa tàmm outil ak matériel. kon yéen imaam Mbassa da leen woon ñu bëri daa ñëw ci mosquée yi te mënuñ julli seen bopp. mënuñu julli seen bopp problème bi mooy nga war a naafila sa kër mënoo jàng naafila ak say doom. mais bureau imaam yi chaque jour nga gis ku ñëw bindal ma lii. loolu musiba la fokkati ko bindal ma lii defal ma ko en français ba mun ko lire am na ñuy léegi dañuy taxaw di julli di jël seen kayit di lire comme un discours boo eggee fii nga kabar fii sujjóot fii li ngay wax li ngay def mënuñu ko. mais loolu problème la. problème bu rëy la moo tax ma ne daara yi yu moderne yi war nañu def jàkk yi war na dellu ci jàngukaay nit ñi di leen jàngal te xam-xam soriwul da nga koy gëstu di ko am ba jigéen ñaa ngi koy jàng léegi tey je me suis rendu compte que ñu bari mënuñu julli ñu bari mënuñu tari dañuy taxaw rek xamuñu sax lu ñuy wax ci bu ñuy julli alors que amul complexe man boo ñëwee am naa méthode bu ma lay won même bu mënee lire français sax dama la ci dimbali ne la jàngee ko nii rek nii mënal ba mun juróomi saar yi bu yàggee nga mënaat yeneen juróom bu yàggee nga mënaat yeneen juróom ngay dem liifantu nag di jàng te cassette sa portable bi boo ko taalee dina la initier auditivement ngay mën a jàng mën a tari saar yi di ko accompagner bu yàggee diction bi ñëw nga mën a jàng nga am looy jullee am na ñoo xam ne mënuñu ñaanal néew te kenn ku nekk yaa war a tudd sa doom bu juddoo coow loo ngay jëli imam ku mun li xam ak nodd mën nga tudd sa doom c'est le minimum. mais professeur li reposé na fi question bu xóot bu profonde dem mosquée yu bëri di dem di julli fekk ñu bëri mënuñoo ñoo julli ñu bëri xëy na même bu demee église tamit xëy na duñ jàpp affaire yu bëri loolu dafa reposer profondément la question de l'éducation religieuse ci nit ñi ci kër yi. oui parce que mbas bi ñëw nga war a jiite say doom ci naafila bi te yu mënoo naafila loolu problème la. waaw xam nga dans la marche ci àdduna bi nu mu doxee. dañu dem ba reculu daara yu yàgg yi nga xam ne comme ni ko imam waxee da ngay jóg dem ci daara bi ci sa côté kër nga jàng fa léegi dem nañu ba presque loolu amatul nekk nañu si problème de sécurité problème de lu bëri am na ba de telle sorte que nit ñi talatuñu jàngal seen njaboot yi talatuñu yu bëri. mais loolu du ci éducation religieuse bi kese la yem. c'est-à-dire que on a un sérieux problème au Sénégal de formation ak de yàkkamti xam nga dañ topp ci génération boo xam ne tout de suite de li jàng di laaj li tarbiya di laaj nit ñi ñameetuñ ko trop ku nekk da nga bëgg teel ber sa daara boo xoolee ouvrier yi ñu si tabax yi plomberie yi lépp luñ la si defal rek taf yëngal c'est-à-dire que jàng bi ci war ba nga dem ba sa sëriñ wàccee la ba nga mën berse yu fu bopp attanatuñu boobu xaar ndax génération yi loolu yëpp lu ñu ko indil mooy dañu toppi ji lu ñu moomul nga dellu si waat suñu bopp xool ñun ñooy ñan dafa jot te Covid bi indi na loolu Covid bi moo ko indi parce que boo xoolee
nekk sa kër li may wax souvent sama kër mooy jàkk yi dafa mel ne bon am na tëj jàkk c'est très regrettable du ñu dem di tase waat entre koñ yeeg yooyu mais dafa mel ne dafa multiplier jàkk yi. parce que kër gu nekk presque léegi ba njaboot gi borom kër gi dina taxaw jiite njabootam te loolu lu ñu sopp la yaakaar naa ci l'islam donc dafa mel ne multiplier na jàkk yi par n nit ñi taxaw seen kër jiite sa njaboot jiite man sama kër maa ngi fa daan egg en temps normal 22h 21h fi mu toll nii 18h maa ngi fa xale yi ñëw taxaw bu timis jotee ma tari sama naakal sama xul walla ñu taxaw sama gannaaw ma jiite leen. ñu taxaw am suñu jul bu ñu naafi la man ma jiite naafi la te presque loolu daan na jafe donc ça veut dire que li may wax bu mu départ opportunité bi dañ koy analyser froidement il faut ñu toog ñu ne lii lan la indi. à partir de ce moment ñu jël les bonnes décisions jàngalaat xale yi delloo siwaat leen c'est vrai indi ustaas yi ci kër yi yóbbu leen ci daara ji mais utiliser xam nga dafa àdduna dafa am fenn fu mu toll li lépp lu ñu créé lu baax yow fexeel noo ko indee nga adapté ko ci sa culture adapté ko ci sa kii nga mën avancer ak moom. Oustaz est-ce que aujourd'hui Imam fu ñu toll ni li xew ak mbas bi départ bu bees bi ab jàngat bu bees bu tabaxaat société bu bees naka lañ ko mën a tabaxee parce que dafa nañ fi assise nationale daf fi ay résultats ñu waxtaan tënk ko jox ko njiit yi ñu jël ko def ko ci seen tiroir dafa appliqué ko waa ubbee jël ci leen neex appliqué bàyyi leneen li est-ce que yaakaar nga ne fu ñu toll ni Covid bi moment bi ba France ba feneen ñaa ngi toog di waxtaanaat war nañu mën a xoolaat segment société bi toogaat wax nañu nu ñu tëggaatee réew mi. loolu jot na te yàlla wax na ak ñun war nañu boppam xamal nañu te it nit xel lay demee nit na bàyyi seet li ko arrangé rek na seet li gën mu àndi ko teg ko li mu war a bokk ak nit ñi ñu bañ ko nëbb lépp di leer lépp di tegu ci yoon réew noonu lañ koy doxalee dañuy citer ay réew ci discipline ci lii te parce que ci formation ba la ci formation bi c'est important pour ñëpp base nit ku ko amul la ngay defal da nga koy def ci li ñuy wax taf yëngal rek tappale rek lay doon li ci ëpp sax te tappale moo jeex ci àddina fontu moo jeex ci àddina yeewu moo xew ak fagaru ak faju ak sellal ak jubal mbir yooyu moom dafa toll ci fi ñu toll nii interpellé suñuy njiit interpellé suñuy kilifa kenn ku nekk yaral sa bopp yar sa njaboot boo génnee yar quartier bi boo génnee yar région bi bu réew mi dajale ñëpp a yaru ndax tey bu ñu ne couvre-feu bi jafewul 8 heures na ñëpp ñibbi 6 heures dina fekk ñëpp seen kër nit ñi sax dañuy daw même oto amul ñu am na ñu dox Caaroy ba Dakar tous les jours bu ñu xëddee ba pare départ ñëw 5 heures ñu dellu ñibbi dox ba oto amul pexe amul te loolu bu ñëwee mooy ci lépp nag la di doon muy ci njàng mi muy ci xam-xam bi muy ci réew mi te def ci li nga xam ne nag moo gën a am importance mooy le respect personnel et autrui communication bi aussi dem dans ce sens nga xam ne éducation dootul nekk loo xam ne nit ñi dañ koy fonk mu nekk leitmotiv nga xam ne ñëpp moom la ñuy wone discipline booy doog a dal école dañ lay jàngal bonjour monsieur bonjour madame jàmm nuyu kii dem suñu aada dañ koy kii koo gis nuyu ko koo gis yéene ko jàmm te lii tere nañu lu bari li ñu lislaam doon tere wala yeneen diine yi dootoo jëw dootoo def rassemblement inutile dootoo def lu bon parce que démb maa ngi dégg benn mariage ñuy jàpp nit ñi jàpp lii ak yooyu yëpp ci question ay échelonnement la léegi gis nga boo demee ci dem naa fi tudd boo xam ne y a 3 semaines man kenn maa fa nekkoon bi mu ñëwee tamit dama fekk nit ñi ci clinique bi ci suuf ma ne leen dem leen ngir ñibbi dem leen ci kër ga sax bu leen fa toog ndax dañ ko tere mais borom ngénte li dafa ne ma imaam tuddal sama papa du ñëw sama yaay du ñëw ñii fi ñëw sama xaritu jabar lañu ak ñi ko dégg ak ñi bu ñu tuddee fii jeex na man damay dellu liggéey yi sama jabar fii lay des malgré libéré nañ ko mais je paye 2 jours de plus pour mu toogaat fii ndax ngénte li passé ndax damay di borom mbokk
di borom tur heureusement sax ñu tëj kenn mënu jógee feneen ñëw fii donc nit ñi nag autodiscipline boobu nga xam ne moom la ñu oote. mais est-ce que yaakaar nga loolu dañuy tirer leçon ci loolu mariage yi ñu def ko duñ ko war a defee nu mu gën a tuutee bañ a yàq yu bëri sëy maanaam ngénte yi bañ a yàq yu bëri xew-xew yu bëri ak yooyu est-ce que yaakaar nga bu ñu génnee ci feebar bi wàlla du gën a aay nu mu meloon. moom la wàlla gën a aay moom la ñu reprendre lu ñu doon def seen habitude. xam nga bu ñu ne kii daf doon takk jabar ñu yóbbu ko police tey ci takk jabar rek. yóbbu ko devant le procureur ci takk jabar rek alamaan ko ba muy fay ci takk jabar rek loolu moo war a continuer nga xam ne sax dootul amati takk jabar xam nga léegi nit ñi ñu ngi jaale ci téléphone bu njëkk da ngay def wala nga def faire part wala benn message yónnee ko nit ki jaale nga ko te loolu moo ci am importance nit ñi amuñu jot man je me suis rendu compte que ne nit ñi amuñu jot man en tant que imam soo ma tàggee benn mbir rob bi ban heure la perte naa ou une matinée ou un après-midi nga dem fa toog fa war fa def discours war fa wax nit ñi amatuñu jot àddina moo toll foofu nañu def esprit de sacrifice te xam ne yaraat nañ ñu li ñu doon def yëpp li ñuy wax inutile moo fi nekk. mais est-ce que professeur gëm nga ne fu ñu nekk nii li ñu mbas bi woon ci lu bëri dañ koy jàngat ci réew mi mais dañuy xaal encore bu ñu génnee ci lii rek ñu reprendre suñu mauvaise habitude parce que li xewoon fii bëri na joolaa xew na fii quelques semaines nit ñuy reprendre lu wàlla gën a aay est-ce que yaakaar nga ne instant bi prise de conscience bi am na ci population bi. waa dina jafe trop ñu prédire ko mais dafa am ñu dénk wàll yooyu biñ ñu ne toog leen ñëpp a toog. biñ ñu ne bu leen dem ñëpp a toog donc dafay nag responsabilité parce que société bi bu fekkee da nga ñëw laaj responsabilité ñu jox la ko sa responsabilité nga war a exercer dootul nekk suñu responsabilité mais lu ñu war a jàngat mooy loolu leen lañ ci tirer comme bénéfice. ci toog bi ci plan yëpp après nag ñu xool naka lañ ko mën a wéyalee loolu nag comme li may wax toujours rek concertation la anticipation sur. am nañu yi fi jaaroon yëpp liir nañ ko dañ ko war toog ñu liir ko joolaa jaaroon na fi bi ñu fa jógee defaat na nii lii jaaroon na fi mu jógee bu ñu bañ mu defaat loolu. naka la ñu mën def. naka la ñu yan stratégie la ñu war def est-ce qu'il faut mettre la police ci affaire bi de communication sensibilisation wane kuy takk jabar li ñu la waroon yebee pour que ngeen mën si am weer ngeen dépenser ko ci benn fan peut-être que yooyu yëpp c'est am na ay images yoo xam ne boo ko joxee nit ki peut-être dina delloo si xelam travail bu continu la dañuy soog commencé guñu sax dañu nekk ci mbas bi ñoo ngi gis ay effets il faut que ñu analyser leen mën a dem au-delà sur tous les plans. Au niveau de notre domaine de l'université nga xam ne man foofu laa nekk il faudrait aujourd'hui que ñu la connaissance il faut que xale yi ñu mën a dompter la connaissance xale xam-xam dañ ko daf mi ngi doon waajal dellu ginnaaw parce que ñiy wax souvent du ñoom ñoo am li lu gën a baax ci li ñu war a wax. waa ci mbas bi gis nañu borom xam-xam yi génn nañu. voilà wax jox leen wax. voilà donc loolu moo war a continuer. dafa war continuer pour que ñi am tuuti xam-xam ñu ñëw c'est de ko ñu tabax compétence yi parce que suñu xale yi ñu ngi fi il faut nous donner les moyens que xale yi ñu mën tabax compétence ci ñoom ba ñu mën ëllëg jëriñ réew mi mën ci seen doole ñu génnee ci ay njëriñ te xale yi fi mu toll nii damay participer ci mouvement développement positif des jeunes. ak jeunesse en agriculture bu USAID la mais dama gisante ay xale yoo xam ne dañ seen xel dafa xarañ ci entrepreneuriat xale yi fi mu toll nii léegi dañu demander vraiment dem au front ils sont là en train de faire énormément de bonnes choses il faut encadrer cela il faut sortir les moyens il faut leur permettre xale yooyu nañ leen jox compétence yu mat sa parce que ñu si bëri tamit dañuy demee sa xel sa fugg mais il faut que ñu tabax xam-xam compétence au niveau université yi nag dañu interpeller il faudrait que parce que mbas yi gis nañu université defar ay respirateur artificiel defar ay gel hydroalcoolique defar ay plateforme gis nañu yëpp génn na ci mbas mi initiative yooyu dañ ko war a gën a mën a fësal jàppale ko de façon endogène. dégg naa démb ci discours président mu remercier ñëpp ñu am initiative yooyu ba pare dig leen ne dina leen jàppale loolu mooy yoon bi
gis nga fi mu toll nii li ma lay wax ñun ñi nekk ci biir xam nañu xale yi am nañu xerañte bu doy waar dinañ jéemantu lu nekk mais après dafay am fu muy yem parce que boo bëggee créer mais xoolal ESP xale yi defar nañu mooy école supérieure polytechnique bu Dakar. defar nañ loo xam ne mën na distribuer lekk yi ci biir néeg yi te da nga koy commander rek mu dem yóbbu lekk ñi ñu isolé nga jox leen mu robot am na yoo xam ne da ngay dugal sa loxo ci suuf mu jox la gel bi nga fil defar leen nañ ko respirateur Thiès waa Thiès defar nañ ko gel hydroalcoolique man sama faculté des sciences et techniques département chimie defar nañ ko ESP defar na ci donc am na xam-xam bi xereñ bi yi ci bëri ñu ngi fi accompagnement boo xam ne dina ñuy permettre ñu jël en charge parce que un pays sa ay problème mënoo ko externaliser keneen mënul ñëw di la dimbale raw naa la dawal dab si ma xaar la amul donc ñun suñu bopp suñu fulla ak fayda la ñu wax donc ñu positionné xam-xam fu mu war a nekk ñu jël université yi jël leen au sérieux jël def si liñ ci war a def permettre nit ñi ñu am moyens yi ñuy jàngalee xale yi ba xale yi am compétence ñun damay dem ci àll bi tout le temps di yóbbu xale yi mais tout le temps damay jànkonteeg ay difficultés. peut-être aw ma benn car pour yóbbu sama xale yi juste fii à côté. aw ma pour ñu dem ci tool yi xooli ko. il y a énormément de problèmes yoo xam ne tey lii daf ñu wax ne il faut que ñu tabax suñu ay compétences parce que mbas mi war nañu ne ñun rek ñëpp dañ ñu bàyyi ak suñu bopp ku nekk da nga tal sa bopp. donc il faudrait que ñu déparé ci que bu leneen lu amati ñun suñu bopp ñu tal ko te boobu il faut nga positionner xam-xam dans tous les sens. domaine yëpp xam-xam dañ ko war a dekkalaat mu ñi xam oser wax parce que fi mu toll nii ñi ci bëri boo ñu xam ni bu ñu waxee ay tir groupé lay doon pour ñu noppiloo leen il faut que mu inversé wu. fu ñu génn nag. il faut que mu inversé wu. waaw Imam est-ce que yaakaar nga ne mbas bi fu ñu li mu woon. ci biiru nit ñi xam-xam yi. wala que mun a gën a renforcer génnee ko ñu xam ni mun a gën a wax gën a mun a imposer ou bien expliquer seen i xam-xam ñu bañ a di nëbbatu. waaw am xam-xam denc ko mooy li ñuy wax jël ay téere yàpp ko ci kaw mbaam xam-xam dafa war a génn toujours moo tax man ñi admirer ñi nga xam ne te jàngalekat wala boroom xam-xam buy wax amul retraite dafa di war di wax toujours di génnee li mu am di ko joxe ndax loo génnee jox ko kenn mu togg ko génnee ci waat leneen keneen jëlaat ko génnee waat ci leneen day loolu mooy développement. waaye nguur gi war na mu taxawal waxtaan génne xam-xam accompagner ñu xam ni. loolu mooy article premier wu loolu ndax àddina xam-xam a koy doxal. xam-xam moo yore àddina moo yore diine moo yore nit ndax nit dafa limité wu fenn bés bu jot bu xamee dara day yokk te lu mu xam mun woon démb bu ko xamee tey yokkute la day am bànneexu sax xam ne xam na lii walla mën na lii da koy découvrir te gisuguñu lu bari ñu ngi fi du jeex ban bi corona bi génnee ni ci laa doog a xam valeuru chercheurs yeeg médecins yi investissement bi ñu ci def te waroon nañu peut-être fekk lu bari tey virus bi bu mu génnee waroon na fekk ñu am walla ñu xam ko walla ñu am lu ko mën a tënk nëbb xam-xam ak toog xam-xam ak teyal moo tax ba seetiwuñu ko te mu ngi fi te am na yeneen gis nga paludisme bu ñu koy wax day ñëw ñu koy xeex di ko xeex ci ay di ci génn bañ na garab yi mënatu ko faj ñu andiwaat yeneen bu defee ay anticorps di def ay résistance ñu andiwaat yeneen di ko gën a fort donc xam-xam du taxaw dañ ko war di gëstu di ko dundal di ko suuxat loolu moo yore àddina te suñu état yi nañu investir ci loolu mooy ñii am xam di gëstu di kii ñu privilégier leen ci domaine yooyu te jox leen des bourses consistantes yoo xam ne dinañ ci mën a dund ndax kuy seet di gëstu foog nga am temps wu toog foog sa xel it dal dafa laaj lu bari gis nga Amérique chercheur ku ñu ne chercheur nga rek tu es pris en charge sa àddina yëpp toujours tu es en laboratoire tu es à la recherche de faire découvrir quelque chose ñi amul métier tamit yëpp ñu former leen tey boo bëggee maçon tu fais la queue pour avoir un maçon soo bëggee carreleur tu fais la queue pour avoir un carreleur boo bëggee plombier c'est pareil donc des écoles de formation ça ne veut pas dire que il faut aller à l'école pour ça on peut faire formation sociale boo xam ne c'est la charge des mairies ñu may chance xale yi parce que ñu tawee ci mbedd bi yëpp dañu amul lu ñu def mais koo jàngal métier mu mun dara da koy jariñ jeune talibé bi nga xam ne day jàng ci daara ji
mais day am moment yoo xam ne du tey ruus yalwaan. ñu formé ko day dem marché di def porteur bu demee ba am capital commencé di def commerce te mënu sax bind turam en français di xeex ci biir société bi ba mun a jaay ba mun a am ba mun a ibbi magasin bu yàggee muy jël avion di jëndi ay bool ak ay taas ak ay marchandises yi nga xam ne dina ko soxla di ko def jékki-jékki ñu ne kii millionnaire la te mënu sax bind. chèque sax mënu ko remplir. mais parce que dafa xeex ba mun a def loolu. kooku bu ñu ko jàngalee formé ko don de Dieu bi am ci moom ak li ko yàlla di defal doo ne école rek la mun a réussir déedéet ñëpp mënuñu réussir école ñëpp mënuñu réussir ci daara ji mais am na ñoo xam ne ñu ngi ci société bi te bokkuñu fenn amuñu woon chance peut-être mais nañ leen may chance à travers nos mairies à travers nos dutés régionales def ay comité jàngal xale yi yee leen former leen téye leen ñun bu njëkk boo mënul woon jàng defuloo kii demuloo tu n'étais pas brillant da ngay dem métier directement ñi ñu màggandool tey su ma bëggee peinture suma oto damay dem suma benn xarit boo xam ne il est spécialiste liggéey na chez Volkswagen parce que jàngul école jàngul woon lii amul woon chance bu kii mais tey ay doomam ay sëtam ay kii dañuy yore atelier bu rëy toute la famille est formée à partir du vieux donc loolu dafa am importance dans la société mais léegi dañuy bàyyi suñu doom yi jéem mënuñu ci bàyyi leen laisser pour compte débarrasser wu ci dundal rek ngay def c'est pas responsable nit ñi dañ leen obligé parce que nit dafa war am rentabilité dans la vie waroo fi nekk ne mënuma dara loolu baaxul jërëjëf temps bu ñu doon jox jeex na maa ngi gërëm Mame Samba Mbaye professeur chef département biologie végétale bu faculté de sciences et techniques bu université di gërëm imam Oumar Diène secrétaire général association nationale des imams et des oulémas du Sénégal di gërëm tamit ñi xamante ñu ngi ci technique bi suba ba léegi di ànd ak ñun pour nit ñi mën a jot lu ñuy wax ak lu ñuy seetaan di rappeler nit ñi nag mbas bi nag du caaxaan feebar bi am na bu rëy la day rayaate ñu ba gën a bàyyi xel ci loolu ñu xamante dañu war dem si mosquée yi tamit wax nañu ko mën a organiser pour dañuy dem fa julli jaamu yàlla te jaamu yàlla bi bañ a lor kenn ci xamante ne ñi fa ñëw ñu leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yéen du jàmm